salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi ñu leen di gërëm ci seen teewaay di leen nuyu bu baax a baax balay loolu nag daanu waar itam moom itam dina jébbal jaalam ñi nga xam ni ñoo fi bàyyi ko jamono yi ñu génn muy ndaw yi nga xam ni ñoo nekkoon ci ay yëngu-yëngu yi ñi nga xam ni itam dina am ay gaañu waar wi mi ngi leen di masaw bu baax a baax ndax ñoo ñëpp bokk nañ tam également ci ñi nga xam ni ay soppe Sud FM noonu di tam ay soppe réew mi loolu tax ñu jóg di dem di yëngatu ji ba yàlla faf leen moom donc il faut que ñu tàmbalee émission bi loolu nga xam ne mooy métti bi ñu génn di yaakaar nag ñi nga xam ni itam ñoo ngànk réew mi daan di def nànk di déglu itam ndaw yi bu baax a baax ba lay lii di fi amati ndax moom du fekkee ni sa ndawum réew nu ñu mel tubaar fa kàllakaar nuy wax 70% nañu représenté ci population réew mi ñooñu nekk na ñoo xam ni jar nañu bàyyi xel bu baax a baax di leen déglu ci seen ay jafe-jafe di ko jéem itam di saafara loolu du fekkee ni dafa nekk loo xam ni dafa amul rek toujours ay musiba dafay am ak béppum réew bu mu mënti doon loolu nekk na loo xam ne moom ku téye réew sax warula bett ndax loolu lu am solo la ñi nga xam ni ñoom ñoo la fa teg nga toog fa du fekkee ni da nga dem ba jamono yow nga fàtte leen wala sa ay politique publique boole tollan si wala la nga si waroon boole matul loolu nekk na loo xam ni mën na jur musiba tey ji nag loolu nekk na loo xam ni ñëpp itam ñoo ngi koy regretté ñëpp itam ñoo ngi ñaan loolu tax ñun itam waa bi ñu dugg si mbir moomu itam di woo ñi nga xam ni ñooy njiitum réew ak gouvernement ak ñu mu mënti doon ak ñi nekk si wetam ak ñi koy xelal ñëpp ñun itam dañoo amee émission boo xam ne dafa sensible ndax émission bi lu muy wax wàllu mbay di wax wàllu élevage di wax wàllu napp te yooyu yëpp nekk ay secteurs yoo xam ni ñëpp xam ne secteurs yu am solo la secteurs yu riche nga xam ne duñ fa investir woon bu baax a baax xëcc ndaw yi wan leen intérêt bi fi nekk jàppale leen foofu defal leen tam formation comme ni ñu ko yàgg di wax ñoom daan fa mën bay seen waar ba nga xam ne ñii di sóobu si géej gi ñii di génn di yuuxu ñii di dem tam si ay yenn béréb yi di fa fëkk ay lekk dootuñu soxla loolu ndax loolu c'est la première fois ñu gis sax Sénégal ay nit yi daw si ay béréb di fa fëkk lekk loolu yëpp dafay wane rek réew mi tey jii fi mu àgg si wàllu tumu rankeeg ñàkkum lekk metti na trop alors que gis nañu fii nga xam ne moom mooy Sénégal suuf si mi ngi fi yaatu ban koy abal ay ñeneen ñoo xam ne bitim réew nañu jóge te loolu du yoon di jël tam li nga xam ni tam gis nañ ko fi mu bare fi trop loolu nekk na tam ndox ñàkku na ko te defe naa dëkk bu am suuf am ndox am soleil jant bi kooku moom du fekkee ni da nga sa wàllu lekk dafa tumuranke dafa fekkee ni xëy na ña fa toog ñoom daal ñoo gisul li wala ñoo xamul li ñu war def loolu ku ko am rek kooku ñi ko yàlla jox barewul te ñun lépp dañ ko am loo xam ni dañ si mën war dundal doo demee tam si napp bi tam noonu la mel géej gaa ngi fi waaye toujours ñoo ngi wax licence yi bare na gaa bitim réew yi ñoo amee mbir mi ak yu demee noonu doo demee tam si wàllu càmm gi dañuy wax sax ni nga ko war toppatoo kenn toppatoo ko ndax suuf saa ngi fi àll yaa ngi fi ndox yaa ngi fi waaye daal yu bare mi ngi noonu daal bon nag li ñuy dugal si wàllu koppar war nañ ko gën ful bu baax a baax a baax heureusement bi nga xamee ni président nangu na loolu ndax yooyu ñoom xam nañ ko nangu na ko bay wax ay 300 milliards waaye ñun dañuy wax ni 300 milliards boobu sax doo xoolee ak population Sénégal ni mu toll ak itam potentialité yi ñu am en matière agricole élevage pêche ak environnemental loolu dafa nekk loo xam ne sax lu tuuti la te war nañ ko gën dolliwaat ndax dafa mel ne secteur yooyu nga xam ne ñooy dundal réew mi dañ leen nasaxal te loolu dafa nekk loo xam ne du yoon. bu loolu weesoo nag nuy gërëm comme ni ma ko waxoon rek ñi nga xam ni ñooñu suñu déglukat yi ñuy teew ñun tam également ñu leen di gërëm di leen di mastaw si jafe-jafe yi amoon jëm ni war nag dellusiwaat si taal bi tey ji war waxtaan boo xam ne waxtaan bu am solo la ndax tey ji ki nga xam ni mooy suñu invité mi ngi tudd Alpha Diallo moom huilier la ba pare nekk koo xam ni itam dafa bokk si agro industrie nekk itam sax membre si RASIAT muy kuréel boobu nekk sa Touba te lëkkale ay entreprise industrielles yoo xam ne ñoom dañuy jënd gerte sax dinal dawlin di ko jaay Sonacos ak yu demee noonu loolu nekk itam loo xam ne lu am solo la waaye tey jii ñoom dafa mel na ñoom seen liggéey boobu dafa xaw naxasaay parce que lu tolloog ay ñaari at ñoo ngi nii daal jëndum gerte bi gannaaw ba nga ko yokkee loolu tax tam loolu nekk loo xam ne ñoom tam daal du seen avantage ba nga xam ni nan daan mën di liggéey loolu dafa nekk loo xam ne léegi daal mënatul dem noonu suñu invité bi nag moom teew na muy Alpha Diallo ñu lay nuyu di la bàyyi nga nuyu te gaa Sud FM yi ak mbokk auditeurs yi.
salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëñ Matar. ñu lay déglu. et di nuyu aussi sa auditeur yëpp fu ñu mën a nekk. di la remercier ci invitation bi. et aussi di profiter ci invitation bi di pour laal tuuti ci li nga jot a wax. di jaale population Sénégal bi yëpp di masawu tamit ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañ-gaañ. di xam pour xamal aussi état bi ay jeunes la woon ñu jug yoo xamante ne jafe-jafe dëkk bi moo leen taxoon génn ci biti. permettre aussi président bi mu génnee le 8 mars xamal ne dégg na jeunesse bi mais tamit foofu may lancer un appel solennel au président de la République pour bu fekkee ne am na une population boo xamante ne nee nañ ko 50% yi monde rural lañ nekk. wala 60%. wala 60% bu la neexee ñu ne 70% population boobu yëpp 68% de population Sénégal yëpp presque ay jeunes lañ kon donc ils ont moins de 35 ans. bu fekkee nag da nga am population bu toll noonu wër ay nit yoo xamante ne plus de 50 ans ñoo la wër ñooñu mënuñu bokk gis-gis ak xale yi nga xam ne lañ war a jiite kon donc entourage am war na ci gën a taxawaat pour que mu mën a defar li nga xam ne mooy Sénégal. voilà beneen invité bi moom mooy Cheikh Ndiaye waaye Cheikh Ndiaye moom xam naa moom si téléphone rek lay mën àddoo ndax dafa mujj am benn teq-teq boo xam ni moo tax ma nga. sa Touba sa Kazu Rajab ba donc nag ñu tàmbali émission yi dina fàttali mbokk auditeurs yi du fekkee itam am na laajte yu ngeen ko bëgg def wala ngeen bëgg wax seen xalaat si émission bi ba tey jii itam mën ngeen dugg si biir émission bi ndax daan dugg bu baax a baax si ay wàllu commercialisation mbirum jaay mbirum dawlin ak xeeto yu demee noonu di leen fàttali rek si numéro 88 628 98 98 mi ngi noonu donc du ngeen bëggee dugg ngeen dugg. Alpha Diallo léegi ñu ñëw si waxtaan bi yow kuréel bi nga bokk entreprise bi nga nekk du moins defe naa da nga bokk Rasiaat nu bëgg nga waxal nu d'abord yéen seen yëngu-yëngu lan la. bon déjà Rasiaat acronyme la mooy définition mooy regroupement acteurs du secteur industrie agroalimentaire bu Touba et ñu ngi ci 154 yoo xamante ne ñoo nekk ci biir Rasiaat. li ñuy def 154 unité waaw unité 154 unité la officiellement mais du ñun rek am na ñeneen ñu fa nekk waaye bokkuñu ci Rasiaat donc li ma la jox nii chiffre officiel bi la donc ñun li ñuy def mooy transformer gerte en huile. donc li gën a yokk doole suñu liggéey sax mooy dafa amoon benn protocole bu lié woon état du Sénégal huiliers yi waa Rasiaat ak importateurs yi pour ñu transformer gerte gi nga xam ne moo nekk Sénégal def ko en huile mën ko jaay société yooyu parce que dañu sukkandiku ñoom ci PSE ndax ci PSE dañ si bind ne 30% diwlin bi ñu war a defar Sénégal wala bi ñu war a lekk Sénégal diwlinu gerte la war a doon moo tax ñoom ñu demoon si sensu politique boobu ñu fekk seen teex ñoom première année bi nag liggéey nañ 6 mois mais depuis la ñu gëj a liggéey en tout cas man personnellement depuis septembre 2019 laa gëj a taal samay machine yow ñooñu nga doon liggéey ñan nanu ñooñu nga wax ñooy gaa bitim réew yooyu. non amu ci waa bitim réew waa biir réew la. Sonacos sa nekkoon ci plateforme bi Copéol West African Oil FKS mu ngi woon ci plateforme bi même ñi nga xam ne ñooy importer ci biir dëkk bi mooy waa UNACOIS. ñu ngi woon ci biir parce que ñoom dañ leen imposer woon ne leen balaa ngeen di am DIPA sur l'huile il faut au moins ñu jënd 30% te diwlinu gerte Sénégal. loolu lañ leen imposé woon. voilà donc yéen sa huiliers sénégalais yi ñoom ngeen di liggéeyal ak ñi nga xam ne dañuy jaay diwlin. voilà ñun sénégalais yi dañuy liggéeyal 100% c'est pour permettre Sénégal am autosuffisance en huile loolu lañ doon liggéey. voilà. bon léegi nag problème bi au fond lan la léegi. bon problème bi fond bi mooy. ndax yéen du ngeen day wax da ngeen am problème dafa ñuy xaw jaaxal tuuti ndax yéen defe naa sax Sonacos dana leen sax di jox gerte. ngeen trituré ba pare daal di ko jaay. waaw xam nga loolu première année bi la comme ni ma la ko waxee. mooy première année protocole bi 2018 2019. loolu def nañ ko mais après continué wul parce que bu fekkee ne xool nga daaw Sonacos 2019 2020 mu ngi collecté 28000 tonnes. selon Fada nee na trituré na 3000 tonnes jaay 25000 tonnes yi waa su kii chinois yi. Copéol daaw mu ngi am 2500 tonnes. moom liggéeyul bon. waaw moom liggéeyul da ko jël jaayaat ko chinois yi. West African Oil 0. Rasiaat 0 CAIT 0 kon donc daaw liggéeyuñu voilà. mais yéen Rasiaat.
waaw mais lu tax mën nañ jënd si gerte gi jaay Sonacos jënd na gerte jaay ak kii lu mu toppee lu mu tuuti jëndee moom tam gerte jaay yéen ngeen bañ jënd gerte. waaw xam nga gerte gi boo xoolee Sonacos début bi li tax mu amul woon gerte début gi. mais après bi ñu defee yenn mesures restrictives maanaam empêcher chinois yi ñu génn gerte gi ci biir réew bi la Sonacos commencé soxaliku faada yokku prix bi dem ba 290 si la Sonacos commencé am gerte mais taxul mu am gerte gu baax gi ndax gerte gi ñuy dàq si chinois yi la ñuy yóbbul waa Sonacos maanaam gerte bu bon bi donc du coup ñoom loolu lañ amoon léegi nag ñun mënuñu ko woon jënd ndax raison yi dafa bëri woon déjà. mën na woon jënd ban gerte. gerte bi ne woon Sénégal. ndax prix bi dafa cheroon. waaw lu tax imagine tey dañuy dem ci marché bi yor 300 francs ñëpp d'accord nañu 300 prix bu baax la. ñu war a jënd gerte chinois bi nekk suñu wet fay 320 ñu dem 320 mu dem 340 bu ñu toppee mu demaat xam nga day dem ba benn instant yow dootoo mën a topp chinois bi ndaxte moom marché bi muy jaayee mën na jaayee foofu dëwlin bi prix bi nga xam ne ni nii mën na ci génn mais man su ma ko toppee ba 360 wala 340 sax day jafe pour ma jaay diwlin boobu ci biir Sénégal. mais diwlin boobu yéen du ngeen ko topp mën leen ko topp ba pare moom fa muy jaay ngeen dem jaay ko fa. waaw de parce que chinois yi dañu tere ñu dugg seen dëkk ak suñu diwlin. déedéet terewul leen. daan teg taxe nga bëgg waaw mais tere bi loolu tubaab ni ko tuddee mooy mesure restrictive c'est-à-dire que pour empêcher la nga bañ a dugal loolu ci biir dëkk bi. dafa teg benn taxe waaw dafa teg benn taxe xam nga daanaka loolu ab tere la rek du dëgg parce que tey jii bu fekkee ne man. bu ma defee fii gerte bi 300 def ci li ma ciy def bu ma demee ba Chine mu dikkee par exemple 6500 litres bi mais daanaka moo tere rek a yem. waaw mais dama lay laaj. ñoom li ñu def. est-ce que yoon la wala du yoon parce que ñoom li ñu def dafa mel ni dañuy protéger seen économie également. waaw mais dama ci d'accord. ku nekk dafa war a défendre say intérêt. président chinois moom moo génn télé mu ne bol de riz chinois dafa war a chinois yi ñoo ko war a remplir ba pare chinois yi lekk ko. moom moo ko wax président génn naa ko sama benn kuréel. ñoo ko war a remplir moom ñoo ko war a bay ba pare dundee ko. seen yëfu bopp lay doon bopp la. léegi imaginer Chine chaque at en tout cas ren mu ngi am 17 millions 500 mille tonnes gerte. 17 millions 500 mille tonnes bu gerte yu assuré yoo xamante ne USDA validé na ko. mais ñoom gerte googu fu ñu ko jëlee bu ñu bàyyi la seen bopp wala. bu ñu bàyyil seen bopp waxuma la biy dugg seen dëkk. waaw d'accord 17 millions 500 mille tonnes. voilà dinaa la jox preuve yi léegi nga gis ko 17 millions 500 mille tonnes. ñun suñu dëkk suñu 1 million 800 mille tonnes ñu ngi koy werante léegi na ma nit expliquer naka nga mën a jëlee di jaay koo xamante ne am na 17 millions 500 mille tonnes te yow sa dëkk am nga problème pour justifier say 1 million de tonnes. mais ñoom Chine dañuy li nga xam ni xëy na ñoom puisque ñoom gerte gi dañ say liggéey su lu bare du déwlin ko rek. donc ñoom seen gerte dafay manqué loolu tax ñuy wutiwaat gerte du loolu. waaw loolu d'accord naa ko waa léegi. xam nga dañu def beneen mesure boo xamante ne maanaam dañuy encourager nga dugal gerte ci dëgg bi te doo dugal dëwlin bu dee dëwlin rek lañ ci soxla lu tax defarewuñu ko fii. non c'est que dañu bëgg protéger itam seen dëwlin. waaw non du protéger seen dëwlin dañu bëgg ndax yow benn produit transformé du fekkee dafay dugg foofu rek dafay am taxe loolu la ñu wax. waaw mais c'est-à-dire que si loolu mesure boobu liñ ciy sàkku mooy ñu yóbbu gerte gi mu créer valeur foofu nit ñi liggéey si foofu. waaw léegi man la moo tax ma war a mën a ñàkk fayda sama dëkk seetaan dëkk beneen dëkk di def mesure bu mel noonu ci dëkkam te man mënuma protéger sama secteur dëkk. c'est-à-dire donc da nga bëgg ñoom ñu teg leen fii taxe du ñuy di jënd gerte. waaw mais taxe bi ñu leen teg. 30 bi sax tegoon nañ leen quoi. delloo nañ ko sax 30 francs bi du taxe chinois bi mu ngi koy jënd. 30 francs bu ko tegaloon 300 da koy jënd si taxe bi xam nga lu tax parce que bu demee fi muy jaayee ñu ngi fay natt litre dëwlin $5 mais litre dëwlin 3000 francs mais mën nga jëndee dëwlin bi mën nga jëndee gerte gi ba 700 da nga ciy génn. voilà. waaw yow léegi donc est-ce que am nga benn xalaat nga benn solution boo xam ne moom nañu wax def pour que chinois bi nga xam ne moom dafay ñëw di jënd. du gerte gi bare. waaw ndax loolu lañu wax dañ ko permettre du gerte gi bare. chinois bi nga xam ne dafay ñëw di jënd du gerte gi bare mu mën jënd ba pare yéen ñii nekk fii Sénégal également ngeen mën jënd. est-ce que yaakaar ngeen si am nga benn solution boo xam ne moom ngeen mën. dinaa ci sawar tontu ndax am naa solution yu bari sax déjà benn bi mooy ministre bi de l'agriculture dafa violer décret de loi bi encadré gerte Sénégal ni ñu koy exporté muy décret de loi 2010-15 de janvier 2010 Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko signé ci esprit décret bi da ngay gis ne dañ ne balaa ngay. décret 2015 nga wax. non 2010. 2010 non 2010 15 noonu la tudd 2010 15 du 15 janvier 2010 boo ko xoolee si esprit décret bi da ngay comprendre ñu ne balaa ngay exporter gerte Sénégal il faut que tissu industriel bi ñu ravitailler ko
nga dem ci tissu industriel local bi waaw loolu la décret bi wax nga dem ci PRACAS 1 muy ñoom waa PSE mu ne la balaa ñuy exporter gerte il faut au moins ñu am 1 million de tonnes ci dëkk bi mooy maanaam 1 million de tonnes yooyu daa war a des ci dëkk bi te booy exporter warul exporter lu ëpp 150 000 tonnes nga invité nga fi kenn Youssou Diallo bu Sonacos moom bi muy diriger benn conseil d'administration bu Segna en 2014 Sud Quotidien yéen sax yéen a ko bind lan la ci bind dañ ne Segna dafa am objectif bi benn pérenniser 1 million de tonnes yi ndax dañ leen jox 147 milliards ci 3 ans pour ñu def loolu maanaam c'était entre 2014 ak 2017. lan mooy pérenniser 1 million de tonnes bi. mooy maanaam dañ leen jox xaalis 147 milliards ne leen faire leen en sorte que Sénégal lu mu néew chaque at 1 million de tonnes. di fi génn taxaw waaw loolu objectif u Segna la woon. ba pare mu dolli ci ne Youssou Diallo mooy wax de li ñu war a exporter ci dëkk bi warul ëpp 150 000 tonnes kon donc ministre bi loolu yëpp la violé ndax tey jii moom lundi. mais yaakaar naa Youssou Diallo dafa jum. ah mais moo ko wax bi mu koy wax nekkul woon PCA Sonacos de moo nekkoon conseiller technique numéro 1 du ministre de l'agriculture du temps. kon donc man mën naa jàpp ne république moo wax benn léegi nag imaginez kon donc ministre bi non seulement a violé décret bi benn deuxièmement violé li nga xam ne mooy programme PRACAS ñaar deuxièmement violé li nga xam ne moom la institution yi ko fi jiit def moom la def bi nga toogee fii di ko invité wax ko bi nga ne ko gerte Sénégal gi boo ko ravitaayewul sur le marché intérieur dina doy waar mu ne moom lan la tuddee doy waar bés bu capital semencier menacé loolu la tontu cela veut dire que moom tant que ñu ngi am capital semencier li ci des yoonam nekku ci. mu ne li ci des mooy lan. li ci des mooy maanaam huilier yu dëkk bi filière bi la chaîne de valeur moom nee na loolu ci waxam nee na loolu yoonam nekku ci donc moom li mu préoccupé seulement mooy le capital semencier. mu ne la capital semencier boobu nga wax moo ko préoccupé ban intérêt la mën a am ci moom ba mu koy préoccupé comme ça. du faale li nga xam ne mooy l'huilerie locale. mouvements sociaux yi lay bañ mooy maanaam comme li fi am fan yi xeex yooyu pourquoi parce que année bii di ñëw boo amul capital semencier bon doo am gerte. mais defal ndànk léegi kon nañu wax ñun ñi ci dëkk bi ñu bañ a investir suñu xaalis ci la transformation ñoom ñoo teg PAP 2A ñu ne PAP 2A est centré sur 3 axes ñaar yi moom ci ëpp importance mu ne autosuffisance alimentaire ba pare ne transformation léegi naka nga mën a conseiller nit ñi la relance de l'économie basée sur l'agriculture ba pare di exporter kii matière première bi mais c'est-à-dire àndul c'est-à-dire que il faut que soit ñu dem gauche wala ñu dem droite ñun ñu ngi fële Touba man en tout cas principe particulièrement et te sama jàngoro mooy jàngoro ñun ñëpp man 28 millions laa am immobilisation ci samay machine chaque at maa ngi fay 4,8 millions de francs CFA charge fixe mooy maanaam gardien bi fay garder location wu affaire bi mais tout ça dama koy def parce que simplement ministre bi dafa bëgg a ravitailler la Chine est-ce que loolu valable na sama dëkk biir dëkk. waaw mais nan nga mën comprendre également yéen yooyu effort boobu yëpp ngeen koy def ba pare ministre yi daal ni ñoom dañu bëgg ravitailler la Chine ban intérêt le ministre bi am di ravitailler la Chine à votre détriment. xam nga bi muy door a ñëw en 2019 dañ ko xuuxaloon ne ko boo exporté wul gerte gi day am ay bons impayés te jaaykatu gerte yi producteurs yi du ñu jaay seen gerte. kan moo ko xuuxaloon. ah ba gars yi ko waroon. ñan bon bon. c'est conseil et autres là je veux dire que surtout waa ji ne ko Copega Habib Thiam. waaw mais ban intérêt la amoon. maa ngi ñëw Habib Thiam xam nga ni ci exportation lay dund ci exportation gerte pourtant li ko gerte di may ci xaalis delloo ko ci gerte chaque jour di nga dégg muy wax c'est un mal nécessaire boo xamante ne man bi ma koy dégg muy wax loolu xale laa ba ni ma toll ni mosuma dégg mu jënd machine xam nga lu muy jënd xaalisam machine yi nga xam ne ndox lay defar kon donc on peut pas vouloir quelque chose et son contraire dama bëgg instant bi que ministre bi mu xam ne exporter gerte amul benn valeur. gis nga daaw bi ñu ko posé la question benn journaliste moo ko posé ci télé bi bi ñuy def point de presse le 24 novembre defe naa ci ëllëg si sax nga ko defal interview bi ko waa ji laajee ne ko mais tissu industriel bi loo ci wax mu ne tant que bu Chine eggee ba 300 000 tonnes dinaa arrêté xool ndax sama tissu industriel ravitaillé na loolu la tontu mais c'est pas professionnel comme démarche aujourd'hui moom moo génn télé ne chinois yi ñu ngi ci 500 000 tonnes le 15 février la ko wax validé par la DPV. huilier yu dëkk bi ñu ngi ci 90 000 tonnes Sonacos 65 000 Copéol 18 000 West African Oil 3 500 mais. ñoom ñëpp total boobu moo def 90 000. waaw total boobu donc peut-être Sonacos àggagul moom 100 000. àggagul 100 000. mais temps yi dafa mel ne ñoom ñoo ngi doon wax ñoo ngi ci booru 100 000 ah ba 2 semaines ba information yi ma mujjee jot il y a 2 semaines
15 février. waaw ñu ngi ci 65000 tonnes bi ma koy mujjee dégg mu ngi ko waxee RFM suba teel journal ma dégg Fada ne mu ngi ci 65000 tonnes. kon donc nag Sonacos xam nga nu muy mujjee 65000 tonnes yooyu da koy jaayaat chinois yi parce que matul pour mu taal ay machine mais yaakaar nga loolu. daaw nan la def daaw jaay. non mais daaw ak bii dafa wute parce que bii def na ba léegi ne d'accord na aligné wu na si prix bi nga xam ne moom la chinois yi di jaayee. waaw xam nga te nee na am na xaalis bi. déedéet am na 54 milliards. waaw. 54 milliards at bi loolu wax mais day jënd mais gerte gi jeex na. waaw sëñ bi bàyyi li nga wax waaye topp soo sérieux quand même gerte gi naka la jeexee. yàlla mi ma tiim xam ne gerte gi jeex na daaw wane. waaw mais attends ñu def nànk. xam nga temps bi muy wax ni moom nii. budget xaalisam mi ngi nii taxaw. aligné wu léegi te dina jënd. xam nga temps boobu rek du ko neexoon en quelques jours mën na jënd lu mu bëgg si gerte normalement. parce que nee na xaalis bi teewul. te nee na aligné wu si prix chinois yi. waaw donc ban problème mu fi mën am ba nga yaakaar ni tey jii Sonacos mënul dem jënd gerte lan mooy teq-teq bi. temps yële déggoo Fada génn télé ne jóge na ci promotion 290 yi jëndeetul 290 déggoo ko fan yee mu wax ko. waaw. te boobu yeggagul 65000 tonnes kon kan mooy gis chinois yi di fay 350 francs muy dem ci moins de 290 producteur benn du ko def. waaw d'accord mais après dellusiwaatoon na daal ni léegi mën nañ jënd kii. li ma lay wax nii moo mujjee ci li mu wax waa Sonacos ñu ngi ci 65000 tonnes fan lañ mujjee yem gis nga conseil des ministres depuis. waaw man Sonacos actuellement kilo gerte gi ñoom lu ñu koy jëndee. ba bi may mujjee xam 290 lañ tolloon. non gars yi yéegoon nañu. li ñu yéegoon foofu lañ toll. man gis naa ñuy jaay Sonacos gerte fure bi lañ leen di jaay gerte bu sew bi te gerte googu comme li Fada di wax buñ naree dëwlin gerte googu dañuy perte dañ koy jaay fële te chinois xoolal seen gerte daaw. kooku mooy bu Louga bi ngay wax. waaw mooy bu Louga bi bu sew bi. les 700 et quelques kii tonnes yi leen jaay. voilà xoolal par exemple daaw 28000 tonnes la jënd ne 3000 tonnes yi bàyyi na ko Kolda pour triturer ko xoolal li yàqu ci gerte bi xoolal gerte Sonacos bi xoolal. lii c'est des photos que j'ai pris à la Sonacos yàggul matul sax 3 jours lii nii au moins ñun waa Résidence dañ siy liggéey pendant au moins 1 an même bu fekkul unité yëpp ñoo ciy liggéey d'un côté fan yële doon nañ jaay gerte gi li ci desoon 100 francs lañ ko doon jaayee kilo bi te pourtant daaw jëndee nañ ko 400. ki fu ko doon jaay 100 francs. biir Touba. ku ko doon jaay 100 francs. mënu ma wax tur bi. non dama ni ban kii entreprise. Sonacos moo ko doon jaay 100 francs biir Touba. bon yéen la ko doon jaay bon. non jaayu ko wasara si yat. waaw mais dama bëgg léegi laajte. lii nga waaw attends. waaw damay poser benn question lii puisque baaxul moom du ko dee jaay ñu koy jënd lu ñu ko mën def. non xam nga bii baaxul dañ ko sànni lii ma la woon nii dañ ko sànni. waaw maanaam li jot a rëcc li ñu jot a économiser li nga xam ne jotul yàqu torop. lañ génn di jaay 100 francs kilo. waaw man kooku laa ban ñi koy jënd ban intérêt nañ si am lu ñu see def. mën nañ si def par exemple def dëwlin mu génne dëwlin bu ñuul ñu def ko saabu mën na nekk lu ne. mën na nekk gerte dara duñ ko si perte tout se récupère. même lii ñuy wax baaxul sax mën na am na mën na. lu mu kii non lii moom xaw ma lu mu mën a def. ah déedéet pour moom kañ mën na def dara gaa. lii moom war na mën a def dara. waaw baax moom mais bu du mënoon def dara duñ ko sànni. xam nga ay photo laa la woon. comme ni ngi si wane dara du si yàqu. déedéet xam nga li ma la woon nii ay photo la. du ay kii maanaam lu ñu sànni si suuf la. yaakaar naa ne kii mala yi mënoon na ko jëfandikoo. lii de xeeñ na moom. waaw mais dañ koy def peut-être mais en tout cas man ba fi ma yom fii laa la mën a wax fii en tout cas xeeñ na moom gëw ma ne mala mën nag lii gëw ma ne c'est récupérable mais lii comment nga nekk ci dëkk boo xamante ne nous sommes en tension alimentaire dañu am problème d'emploi ñëpp ngi jooy gerte fu ñu nekk Sonacos daaw àbb na 50 millions de dollars soit 30 milliards bi Fada di ñëw avec beaucoup d'ambition mu jël 50 milliards yi c'est dëggal 30 milliards yi divisé ko par 210 000 mu jox ko 150 000 tonnes mu ñëw def ambition ne 150 000 tonnes lay am mais dafa def ab erreur industrielle calculé wul OPS bi calculé wul transport bi. moo itam kan moo wax calculé wul loolu dana def erreur bu toll noonu mais kooku wax ma sax moom si boppam mais ñi muy liggéeyal ak ñi nga xam ne ñoo amee secteur boobu parce que y a le secteur commercial technique et tout ça bi nekk en place depuis très longtemps. jëlal 30 ñooñu yàgg nañu liggéey si gerte quand même. jëlal 30 milliards nga divisé ko par 210 000 da lay jox net 150 000 tonnes. waaw quel est le problème maintenant. waaw léegi OPS bi doo ko fay. waaw kan moo wax ko fay OPS bi. xanaa déggoo li ma la wax. dégg naa ko kay. déedéet maanaam imaginer dama ne la am na 30 milliards nee na day jënd 150 000 tonnes mais ci 30 milliards bu fekkee si nga war a jëndee 150 000 tonnes mais da nga ci war a génne xaalisu OPS bi. waaw ku la wax ni amul feneen foo xam ne dañ ko fay génne. dafa lebi xaalis ku lebi xaalis pour def sa campagne amoo leneen Youssou Diallo moo toog fii nee na maanaam nu ñu koy waxati compte Sonacos dafa moins de 46 milliards te loolu bi mu ko fay wax le 6 janvier bii passé la
comprendre nga. kon donc nee na ay comptam yooyu dafa négatif de 46 milliards kon donc naka nga mën a comprendre mu mën a jëli ji 30 milliards ba pare calculer ci 150 000 tonnes rek te calculer wul leneen bon loolu sax problème mu Sonacos la mais simplement dama la bëgg a wax gis nga tant que ñu ngi encadré woon ni ñu gis ne nu ñu koy waxati Sonacos fu ñu mën a rater rek la affaire yi du avancer premier problème mu secteur bi ministre bi la boo fa jógee Sonacos la. léegi ñu dellusiwaat un peu gannaaw. xam nga am na benn cadre Sonacos bu nekkoon fii mu daan ni normalement du fekkee sax chinois yi. dañu war jënd mu ni kooku dafay fekk ni dafa am excédent. mooy décret de loi bi ma la wax léegi. voilà mooy bi kii bi la 2010 bi dafa am excédent. excédent bi yow yaa ngi wax ni ñoo ngi ko baat bi 1 million la war à partir de 1 million nañu mën wax léegi excédent am na et cetera. bon waxal nañu tam un temps chinois yi comme année bii rek. ñun chinois yi dañ leen bàyyi ñuy jënd yéen sax ak daaw sax doo def nang sax ñooy jënd commencé ñooy jëkk commencé daal di jënd ñi nga xam ne ñoom ñooy nationaux yi ndax ñoom bari nañ commencé sax nee na léegi dem nañ sa tool ya di jëndi. waaw mais quand même. waaw réew mi am na gouvernement. d'accord am na tam ay loi. waaw bàyyi na leen ñu jënd. léegi yow loolu ban xalaat nga mën am si loolu ñu bàyyi leen ñu jënd alors que ñi leen bàyyi ñu jënd. wala ñi leen di seetaan. waaw ñu jënd ñoom taxawal nañ ay loi yoo xam ne léegi si nga leen en 2010 waxoon nañ lii doo ko deful ñii mën ñooñu nag fit boobu nu am. waxuma sax fit. parce que yeneen du question fit. bàyyi dem di fekk kii ba sa tool bi di jënd mais loolu nga mën expliquer loolu. xam nga sànq da nga ma posé question la mooy chinois yi la mooy solution wu chinois yi chinois bi yomb na lii ab protocole la xam nga luy protocole ci tubaab mooy procès verbal lu ñu waxtaan rek ba tëj ko da nga état du Sénégal dafa permettre depuis 2014 ba 2024 mu exporter chinois yi exporter gerte Sénégal ministre bi génne rajo mu ne majeure partie de gerte gi nga xam ne moom la Sénégal di fi moom la chinois yi di jëlee Sénégal bu ñu demee fële dëwlin lañ koy def mais la moo tax mënuñu ko dëwlin fii. tissu industriel di liggéey Sonacos day liggéey yeneen huiliers yëpp dañuy liggéey ñun dañuy liggéey loolu déjà solution bu yomb la bu gaaw mais la moo tax ministre bi téye rek ne il faut mu exporter matière bi ma jox ko benn cours économie bu bref. yow lan nga yaakaar moo tax ministre bi te rek il faut que ñu exporter gerte gi. déggoo li ma la wax nee naa la dañ ko ne bu fekkee ne gerte gi fi nekk ñun ñëpp mënuñu ko segal d'accord naa ne ñun ñëpp mënuñu ko segal wala ñu def ko dëwlin mais bu fekkee peur boobu rek la am. mais day exporter gerte gi yëpp mais ñun gerte gi mën nañ ko transformer li ñu mën a transformer mais na préserver tissu industriel bi li ñu mën a am bu dee 300000 la wala 400000 ñu ravitailler ñu ba pare après nag Chine ñëw jël li ci des loolu bañuñu ko jëndee 300 400 loolu c'est pas important li ma bëgg a wax mooy quel que soit lu ñu mën a jëndee chinois bee ko jënd sénégalais bee ko jënd mais nañ ko transformer ba pare wala ñu assurer besoin national bi ba pare door a exporter voilà man loolu laay wax léegi nag li ma ko wax. xam nga dafa am benn jàngalekatu économie bu buy wax carré magique de Caldor mu ne ci benn côté da nga fay teg exportation beneen côté nga teg ci chômage mu ne bu fekkee ne da nga jël matière bi sa dëkk bi yépp di ko exporter da ngay yóbbaale emploi mu ne boo yóbbaale emploi yi da ngay créer li ñuy wax déflation sa dëkk da ngay créer taux de chômage bu extrême. loolu moom mooy lan luy doo da nga yóbbu employé fa yan emploi nañu. waaw déedéet maanaam li mu la bëgg a wax mooy matière bi boo ko yóbbee. waaw emploi la àndal parce que bu ñu ko transformé woon si dëkk bi day créer emploi. waaw comprends nga. léegi nag Caldor ne bu fekkee ne nag jël nga ko transformé ko sa dëkk da ngay créer richesse sa dëkk da ngay régler problème mu emploi da ngay régler croissance PIB bi day yokk. waaw léegi nag ñun foofu la ñuy woo ministre mu bàyyi jàng kayitam yii. yéen da ngeen am possibilité boobu pour def ko. pour def lan. comme léegi li nga wax nii. daal di jël matière bi daal di ko transformer fii créer emploi ak comme yi nga wax léegi. ANSD moo ñëw suñu dëkk si bassin arachidier bi mu ne ñun 4271 personnes yu nekk ci transformation bi te 95% yi ñu ngi Touba. 4271. transformateur. maanaam ñi ci agir ñëpp. ñii di yëkkati ñii di teg. comprendre loolu la wax léegi 4271 wax ma ban entreprise Sénégal moo fi employé 4271 individus. du samay données de données ANSD. waaw yaa ngi dégg. léegi nag ñun foofu la ñuy appeler loolu foofu la ñu leen di appeler pour que ñu préserver tissu industriel bi mën naa la waatal ne y a des familles déchirées à Touba. waaw attends ba ñu ñëw si foofu. waaw léegi toujours dama lay poser waat question. du fekkee ne kañ yooyu gouvernement bi moom toujours ñoo ngi raisonner en termes de croissance. waaw yéen ngeen bëgg leen créer croissance indi leen tam également. richesse. indi leen tam joxe leen tam seen affaire li nga xam ne moo leen gën far muy question emploi bi nga xam ne mooy tëj dëkk bi ngeen joxe tam emploi
mais dans ce cas là man je vois pas ban raison moo tax ba gouvernement bëgg leen xañ bokk li nga xam ni dañ ko koy sax def waxuma sax yéen mais moom daf see bénéficié wu. mais du waaw bon gouvernement bi la mais du état bi xam nga état bi monsieur Sall. waaw non du ne gouvernement état ministère de l'agriculture. d'accord non benn la rek. waaw léegi dama bëgg a leeral kii bi rek moo tax ma waxee ko noonu. léegi par exemple jëlal Macky Sall président bi leer na le mënul nekk fépp mu am ay personnes jël si ñoom confiance jox leen ne leen ku nekk dama taxawal fii. ñooñu di rendre compte. ñooñu di rendre compte. gis nga projet wala mission boo mënti teg mission bi lu mu baax bu fekkee ki nga ko jox mënul dara mission bi est vouée à l'échec loolu moom mooy suñu problème. waaw donc Macky Sall moom ñu mu tànn mënuñu dara. en tout cas ministre de l'agriculture mënul dara. non waaw kooku kii personnel la mais dañ bëgg a démontrer nu ko si par exemple à travers liggéeyam ay loo xam ni daf ko def loo nga mën taxaw daal ni kii mënul dara. benn ñu ñëw ci chiffres yi daaw daf ne am nañ 1 421 288 tonnes. dama bëgg nga bind bu baax. waaw 1 421 000 tonnes. loolu la wax. ok ANSD mu ne li fi génn daaw ci gerte 327 000 tonnes la boo ko transformé gerte xott 500 000 la weesiwu ko kon bul jël 500 000 yi ngay jël yow si sa émission mu ne la capital semencier 90 000 ANSD ñëwaat ne li ñuy lekk ci Sénégal ëppul 40 000 tonnes par at boo leen boolee ñoom ñëpp yaa ngi ci 630 000 tonnes des na 780 000 tonnes ana 780 000 tonnes yooyu dégg nga daaw benn jaaykatu gerte bu taxaw fii ne jaayul gerte Youssou Diallo invité nga fi mu ne 15% yooyu dafa yàqu man nañ ma wax 15% wu tonne production Sénégal xam nga ñaata la 220 000 tonnes. mooy kii laa lu mu tudd encore les kii post récolte. waaw perte post récolte mu ne 220 000 tonnes yàqu fan lañ jug 220 000 tonnes gerte ci dëkk bi bu yàqu man musuma koo gis Sonacos rek ay yàq gerte. mu ne nii lay calculer chiffres yi déjà wane naa ne am na lu des 780 moom ba léegi nangu ko wane fan la nekk kenn xamu ko li leer ba leer maafeewuñu ko tigadegeewuñu ko ci biir dëkk bi loolu moom leer na parce que bu fekkee loolu kon cela veut dire que sénégalais bu jënd saaku ceeb di nga jënd genn wàllu saaku gerte te loolu man gisuma sa kër sénégalais buy doxee noonu. mais daaw chinois yi ñaata nañu waxoon ñoom leen kii dinañu waxoon chinois yi daaw exporté nañu 400 000 tonnes. bu fekkee exportation ñuy exporté la du dañu woon exporté nañu 400 000 tonnes. ça dépend bu fekkee xottu nga wax wala gerte gu ñu xolli man fi mu nekk ay données ANSD laa lay wax. ANSD moo bind nee na exportation daaw 327 000 tonnes moo fi génn 111 milliards 500 millions moo dugg ci poosu ñi ko doon jaay. mu si nekk 500 000 tonnes coque. waaw mu nekk 500 000 tonnes coque moom laa la jox. calcul bi nga calculer da lay jox 630 000 kon donc des na 780 000 ak poussière ana 780 000 yooyu man loolu laa koy laaj ma laaj ko nan la ko calculer mu ne ma day jël 63 000 exploitation yónni 52 agents ci ñaari weer boo ko diviser agent bu nekk dina war a def junni ak ñaari téeméer ak fukk ak benn tool ci ñaari weer loolu bi ma ko calculer mënul nekk ci ñaari weer ci 6 mois la mën a nekk minimum léegi moom 2 mois maanaam août la wax la ñuy tàmbali août septembre octobre début octobre ministre bi jox nañu prévision agricole du Sénégal loolu mënta nekk. c'est pas possible. waaw c'est mathématiquement c'est pas possible. mais octobre foofu gerte gi mi ngi def naa foofu mën a am prévision yoo xamante ne waaw mais dama la bëgg a wax maanaam ci ñaari weer maanaam par exemple bu ko teeloon commencé ne ma def naa ci 6 mois de calcul bu boobaa ma gëm ko benn ñaareel bi mu ñëw ci prévision wu ren avant muy yegg si sa avant muy yegg si sa émission le 24 mu si kanamu journaliste yi mu ne Sénégal 1 800 000 tonnes la am mu ñëw ci yow mu ne 1 826 000 mu dellu RFM ne 1 811 000 fan yi yàggul mu ne waa FAO ak waa SILS ñëw nañ valider ko 1 826 590 tonnes mais naka la benn campagne agricole ak benn ministre ci benn gouvernement ñu amee 4 chiffres yu bokkul. waaw mais bul fàttali ay prévision rek la waaw mais d'accord mais prévision yi bu fekkee nee nga waa SILS ñoo la valider 1 826 590. léegi mën nañu jàpp bu SILS bi quand même. mais ndax nga leen foyé wu. SILS maa ngi ñëw ak FAO yónnee naa réclamation SILS yónnee FAO pour ñu wax ma nan lañ valider chiffres yi. loolu mën naa la won réclamation yi accusé de réception yoo xamante ne jot nañ ko. amaguma réponse mais li ma la bëgg a wax mooy bu ko SILS valider loolu léegi la moo tax muy waxati 1 811 000 tonnes amul sens bu fekkee ñëpp nee nañ la valider nañ la novembre le 2 novembre xaw ma la 4 lañ la valider
total bu toll noonu mais kon donc lan ngay demee ci beneen télé 3 mois plus tard nga ne 1 811 000 ça n'a pas de sens. Et aussi qualité gerte gi Youssou Diallo ñëw na fi ne la phrase bi la utiliser nee na gerte gi feesul gerte gi xott la maanaam dara amu ci ba pare gerte gi muusul loolu la wax fan yi ñoom ministre bi génn na communiqué ne ci chinois yi seen loxo 114 000 et quelques tonnes moo nekk ci ñoom boo xoolee muy 186 700 et quelques tonnes gerte xott boo defee rapport bi yaa ngi ci ab rendement de 61,41%. loolu da lay won ne gerte Sénégal baaxul ndax un bon rendement mu ngi nekk entre 65 ak 70%. gis nga bu ñu nekk di nax gis nga tonnage yi muy joxe nii yëpp pour nax Macky Sall rek tonnage yi amul Sénégal. mbokk auditeurs yi ma leen fàttali yéen ngeen toog seen émission waar wi te jii suñu gan mooy Alpha Diallo huilier bokk également si groupement industriel bu Rasiat bu Touba nuy waxtaan si wàllu gerte gi ak campagne yi ni muy tëddee ak tam campagne bi nu nekk ak yaakaar yi ak te blocage bi si am si seen wàllu ñoom depuis ñaari at parce que nee na depuis ñaari at blocage yu ñu am dafa mel na ministère nañu joxañ baaraamu tuuma ni moom moo leen ko teg léegi ñu ñëwaat si benn mbir man léegi yéen dama leen di laaj. Chinois ñoom ñoo ngi jënd 300 quelque. yéen 300 boobu dégg nañ ay baat. yu autorisé si rajo yoo xam ne sax jamono dañ doon wax ni chinois yiy jaay yiy jënd du moins na leen arrêté. te chinois yi moom ñoom lañ joxoñ que ñoom ñooy jënd gerte gi nga xam ni sunu ay mbokku baykat yi moom lañu bay ba pare bëgg si dara ndax xam nga gis nga fii gerte li ñu ko daan jëndee. ay 115 150 165 190 dem ba 200 gerte rare léegi gars yi forcé dem ba 250 léegi ñoo ngi wax et cetera 300 donc léegi baykat yi ñoom dañu ñoom ñi ñu àndal mooy ñi nga xam ne ñooy chinois yii di ñëw dinañ jëndal 300 mais yéen lu tax mën leen jënd 300 après na ngeen seet niveau transformation ni ngeen di def xanaa am ngeen ay jeunes yoo xam ni mën nañ leen régler problème yooyu ba ngeen mën si génn. xam nga. bi ñu njoyee ne 300 sànq wax naa la ne su ma fayee 300 enchère lay doon chinois bu taxee 300 fee lay fay bu ma demee fin mu dem 40 mënuñu xëcc ko moo ma ëpp doole moo ëpp xaalis gaynde ak muus bu ñuy xeex boo nee doo àtte c'est parce que gaynde gi nga faral. voilà donc léegi looy def léegi que faire léegi puisque situation. man bañuma chinois yi ñu taxaw biir Sénégal man li ma wax mooy dama ànd ak cultivateurs yi ñu am prix bu baax dama ne balaa chinois yi di yóbbu gerte gi nañ transformer gerte gi ci dëkk bi. te ñoom balaa ñuy am gerte nañ assuré wu tissu industriel bi ci dëkk bi am gerte bu ñu négocier ne par exemple comme baykat bi xam ne ne bu jaayee 300 du perte mais na ma jaayee 300 mais tamit c'est normal que bu ma ko waree fay 300 mu gis 350 day dem ci 350 bi. bon yow ku la dégg ni ngay waxee ba nu commencé ba léegi. dafa mel ne li ngay wax yëpp du fekkee ne dana nekk si cadre benn état boo xam ne bu normal la loolu doxalin bi loolu la war nekk maanaam tissu industriel local bi ñu dimbale leen jàppale leen. pour ñoom seen liggéey nu mën ko def nal tam diwlin jaay ko et cetera ak yu demee noonu yooyu ba nuy jox ñi nga xam ne bitim réew noonu am na ko nekk si ligne bi nga may ma ñëw tuuti salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Baye Makhtar Cheikh Ndiaye Bombali. Cheikh na nga def bàyyi nga si. waaw ñoo ngi sant bu baax. waaw ñoo ngi lay déglu. waaw naka coono yi. alhamdulilah ñoo ngi sant. waaw ñoo ngi siyaare sëñ Diallo moomu. sëñ Diallo wuyu ñoo waaw maa lay fay bu baax. waaw maa ngi lay siyaare yow si wéram naa la fële sax ba doon jokkoo ak yow. waaye Africa 7 waaw nga dëgg. si 7TV. waaw c'est Africa 7. Africa 7 waaw. waaw yéen a ngi si jàmm. waaw ñu ngi si jàmm baax. waaw man de loolu moom nga wax sax moom lu may dëggal la ndax ministre bi moom wax dëgg yàlla ala kulli haalin chiffres yi moom ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci tool yi di bay sax ñun la gën a jaaxal. ndax man nag wax dëgg yàlla dafa baaxoo ni man wax dëgg yàlla mbay mi moom dama ko bëgg sama xol te li tax ma bëggan moom damaa defe war ni ñoom liggéey moo leen tax a jug ba moom yee ban koy sobafal dem naa ba ci moom xamal ko ni ki fi jaaran di Pape Abdoulaye Sow wax dëgg moyen yu ne jéem naa ko pour àgg si moom mais mënu ma see àgg léegi nag mbay mi moom àla kulli haalin suñu bëggee mu baax te baax il faut ñun ñi si terrain bi di liggéey ñu déggal ñu boole na si waxtaan yi ni waxtaan bu dul loolu gis nga lii nga xamante ni président de la république bërki démb comme noonu ngeen tàmbalee sax ñoo ngi jaale ñu ñàkk bakkan ñëpp rek waaye ni président génne bërki démb ni mi ngi soog a dégg li askan ngi wax loolu itam billaahi dina génnaat ni mi ngi soog a dégg li baykat yi di wax ndax ñun fi mu ne jàllo li gën a metti si ñun mooy ñun fan war a sofe mooy fa nga xamante ni ñun fa la ñuy jëndew jiwu di ji ndax ñun fi mu ne nii gouvernement bi fi mu ne bu ñu joxew jiwu moom mi ngi ko surwaasonné da koy jaayi kilo xott 140 francs muy 280 daaw sax yokk na ko ba 320 muy 320 pour kemb
muy 160 pour xoot waaye nag loolu yi ñun yàlla dafa dogal ñun ñi bay jotuñu si comme jotuñu si nag ñun buñ demee ban àgg si di war a fixer prix waruñu noo basé si loola fixer ñu loola prix ndax ñun instant yi ñuy fixer loolu ñun ñu ngi jëndee kilo xottu 400 francs muy kilo kemb 800 francs yow yaa ngi jënd kilo xottu 400 francs bay ko 6 mois noppi ñun la léegi yow il faut nga jaay ko 250 ren mais loolu est-ce que am xel mën na koo nangu léegi bu loolu jàllee tam mu jaañ fa dem nii yow lu toll nit état nga yor ko yow nga ne waa Sénégal ñoom ñoo lay fixer prix ñaari at ñu fixer le prix ñaari at yëpp lim la fixer dara lu ci baax amul te man daaw jéeg ba leen fixé maag Modou Fall ba mu jógee foofu ñu doon fixé prix laa ko ne da ngeen doon théâtre donc ndax fa ngeen doon fixé benn baykat nekku fa ma ne ko nu ngeen ko fixé moom mu àgg ba àgg si jaay ngooñ mi ma ne ko yéen jaayum ngooñ bu ngeen gisalu baykat di ko def sax bu dee état bu normal dañoo war a jàpp ndax ngooñ foo ko fekk jur gi ko liggéey moo ko moom kon foofu yéen bu ngeen demee ba koy boole si bilaa bi nga xam ne mooy tax ñun suñ réew ni mat kon juum ngeen te ñoom fa ñu fixé ña fa nekk dañoo jàpp ni ñoom ay syndicat la ay baykat lan fa nekkal mais nekkaluñu fa baykat ndax mu yoon yow baykat nga nekkal ba pare fu état di jëm ci affaire mbay yaay ànd ak moom yaay nekk porte-parole baykat bi kon kooku mënoo taxawal baykat léegi ci tey moom état li muy calcul mooy 70 000 tonnes yi nga xamante ni moom la joxe te yu ci boppam moom ngay wax maa ko dégg ci benn émission mu ne hectare Sénégal bu ne mën naa ñoral 1 million tonnes léegi 1 million 200 tonnes yooyu boo ko multiplier par 70 000 tonnes yi ni ngi lay indil 1 million 400 tonnes léegi nag ñoom loolu lañ calcul daal di teg fee moom daal di ni nag baykat bi comme toppatoo woon na dara ci jiwu rek il faut ñu yokk ci dara te ñun 70 000 tonnes yooyu wóor na yàlla 20 000 tonnes sax ñun jotuwuñu ko ci ndax fi mu ne man fii may waxee yow daaw sama kër 16 kilos la am borom kër bu lëm 16 kilos bopp bu ne 8 kilos la am muy 16 kilos suñ commune rurale te fii da ngay gis ñoo xam ne dañ leen di defal ay quotas ba 5 tonnes ñu leen booleel ab opérateur mu dem mu jox leen opérateur bi ñu leen di booleel boo demee da nga ko naa yow man soxlawuma gerte xaalis laa soxla fekk booba gerte yow gouvernement bi subventionné la ko bala koy joxe 160 léegi yow moom mën naa koo jënd 400 wala mën naa koo jënd 300 nga ni ko calculé lu ci topp nga fay ma ko ma dem léegi nag loolu ñoom moom la ñuy def di ko defante seen biir man benn député daaw ji bi ma jógee si benn émission damaa woo ni ma wax ma turam ma ne koo kan la mu ne ma mën a diw ma ne ko lan la mu ne ma léegi damaa bëgg a waxtaan ak yow ma ne ko man mooy waxtaanee ak man yow ba nga nekkee député suñ soxla si fépp waxal naa la ko te waxoo ma si woon dara jéemoo sa wan a wax assemblée dara kon nooy liggéey ba tey nekkatoo dara may defab émission nga naa danga may woo di ma félicité ba pare léegi yow mu ne ma léegi ñoom waa état bi buñ demee di jëlu jiwu dem leen naa ab doll nga soxla wala gerte nga soxla mu ne ma ab doll mooy signifié ne ndax xaalis nga soxla boo soxlaa xaalis ñu jox la xaalis comme ñoom jiw yi ñoom état bi seen biir ñoom ñoo koy lekkaat seen biir ak yenn chefs religieux yi nga xamante ni duñ bay duñ def dara même matériel agricole tracteur yëpp ñoom ñoo koy lekk léegi nag comme loolu nga def ko ba pare nag mbay mi noppi nag nga bëgg yow baykat bi moom nga bëgg koo tënk si ni ko yow nangam nga war a jaaye ba yow mu jañ fada fixé 250 ni moom lay jënde dem ba ni mën naa jënde 300 we te mënta tax mu am gerte te yow loolu nga ko waxit muy dëgg fi mu ne gerte googu yi mu dajale Louga bay dem Louga di leen bàkk naa ko def rëy lu rëy am lu rëy comme moom dëggal na ni waa Louga dañoo jàmbaare ba jaay ko gerte léegi moom liy yoon mooy 70 francs la war a jox waa Louga kenn ku ne war na laa jox loo fa jaay ci gerte 70 par kilo ba mat li mu jën di jënde ndax comme ñoom jaayoon nañ ko 250 te wóor na ko ni bu doon liggéeyu privé la benn doomam du ko def sa gerte googee xotti kese doo mun a dajale Louga benn gerte baaxu kon nag léegi loolu moom dama bëgg ala kulli ñu xam ne mbay mi moom ala kulli buñ bëggee mu baax il faut ñu wàcc ci base bi di wàcc ci ñun ñii ndax suñu gerte gi duñ ko jënde 400 di ko bay 6 mois noppi di ñëw di ko wante wala ñu koy def dara loolu moom dama bëgg moom état bi ala kulli mu xam ne loolu moom noonu rek la yëf yi mën a doxe yéen ñi nga xam ne nag yéen a yor infirmier yéen itam il faut ngeen lëkkaloo ñu itam lu mën a demee itam bu bay jotatee ñëpp ñoo xamante ne man ngeen a waxtaan ak ñoom ci baykat yi su ngeen man ngeen a dimbali si jiw ndax fi mu ne àll baa ngi nii boo demee 50% yi fi mu ne bu ji jotee benn doomu gerte duñ ko ji ndax ñàkk aw jiw
lépp nag yéen itam il faut ngeen di wàcc ci base bi bu ngeen wàccee ci base waxtaan nit ñi lu ngeen leen mën a dimbalee ngeen dimbali bis bu ngeen ci àgg itam lan ñoroon ko néew ñu jéem leen koo jaay ngeen liggéey ci ndax ñun ñëpp ay Sénégalais lan waaye bu dul loolu nag bu nit ki karkaree bu wuti jiwam bu noppee duutu seet ma Samba duutu seet ma Demba ba yëf yi ëpp prix rek foofa lay seet man faa jaayee. Baye Makhtar nag moom ñoo ngi leen di sant Baye Omar di sant waa Sud FM yëpp ndax ñoom wax dëgg yàlla lim lay taxaw ñun baykat yi wax dëgg yàlla moom amuñu seenu fay daal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. ñoo ko bokk jërëjëf. waaw jërëjëf ñoo ngi leen di sant daal jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëf. bon c'est une question. oui voilà nga mën a répondre ci question bi mu posé. déjà dama koy remercier parce que koo xamante ne yàgg naa ko suivre fu débat wu gerte am day intervenir donc affaire bi lu ko ñoral la waaw léegi lëkkaloo bi mu wax fi mu nekk loolu mooy alternative yi bokk na ci solution bi créer ay coopératives liggéey ak baykat yi di leen accompagner que ce soit semence engrais pour que après ñoom it ñu mën a bu ñu ñëwee ci ñoom ñu xam ne ni bon taxawoon nañ bi ñuy ji que aujourd'hui ñoom mën nañ ñu jaay seen gerte loolu solution la man loolu d'accord naa ko. waaw mais problème bi lan la du fekkee ñoom léegi seen gerte dañu chinois yi dañu taxaw. xam nga fii chinois yi kenn négul ba njaay 1 million dugg si. ñoom dañuy teel dugg si. du fekkee chinois yi dañu taxaw daan leen ñun lii nañu bëgg jënde te yéen li chinois yi joxe mënu leen ko joxe. problème dafay taxawte rek. waaw xam nga coopérative bu amee xam nga dinaa la jox information boobu fan yi léegi naa ci ay journalu chinois ñu wax ne léegi problème mu gerte gi ñu gis surtout ci Afrique dinañ commencer def li ñuy wax ci finance contrat à terme. contrat à terme mooy comme genre coopérative mooy maanaam damay ñëw wax ak yow tey li ma war a jëndee gerte gi déwén. comprendre nga loolu ñoom ñu ngi koy nekk di def loolu ak coopérative bi benn la mais tey ji bu ñu defee prix plancher. man coopérative bi naka lay fonctionner moom par exemple. Sénégal par exemple coopérative. fii yéen ngi nekk si defar coopérative actuellement président waxoon na ko. waaw waxoon na même ñun tamit. may ma baal ma am na kenn ku ñëw ñu taxawaat si coopérative bi salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. man Serigne Gueye laa tudd dëkk fii ci Mbacke Bawol. Serigne Gueye ñu ngi lay déglu. ñu ngi leen di siyaare waay. ñu lay delloo ziar. ay sant ak ñaan rek taxawaay bi yàgg. jërëjëf. waaw maanaam affaire jiwu yi moom bu ñu ci yaakaaree gouvernement bi moom bu soobee yàlla bu soobee boo kenn ku ne dem bay aw sëpp ak pepp ak yu ma xamul duñu la jox dara te dañuy yàq sëb der dañuy yàq der béykat yi rek xaalis bi ñuy joxe ci jiwu yi ponkal yi ci borom baat yu rëy yi lañ koy jox ak tracteurs yeeg machines yeeg lépp fekk gi nga xam ne moom moo néew doole nekk ci àll ba kenn jàppale wu ko bu lijjantee ba am nag 50 kilos bu mu ji yàlla barkeelal ko mu di ko jaay ñu ne ko doo ko jaay keneen kii nga ma koy jaay du ñu bëgg réew mi tege ci yoon ne Senghor daan def Abdou Diouf di ko def Abdoulaye Wade di ko def ñuy lebal béykat yi aw jiwu di leen lebal ay machine di leen lebal i saret ñu mën a liggéey réew mi développé mais ñii fi nekk moom bu dee ñoom dong réew mi du développé ndax li ñu war a na sedd baadoolo yi ci àll bi ñoom député yeeg ministère yeeg directeur cabinet yeeg yooyu ñoo koy séddoo muy tracteur yeeg machine yeeg lépp àll bi foo dem fu fi waay dëkk kër ga mu dëkk ñooñu jekk nañ moom ñu jëlee doon ay baadoolo yu mel ne man maa la xamal loolu ñii daal moom mu ngi noonu rek jërëjëf. jërëjëf sëñ boobu woote Touba def naa cri du cœur la dégg nga li mu wax waaye nit la soit si kii di doon wax léegi si affaire coopérative yi ak yu demee noonu coopérative yi par exemple mi ngi si doon waxtaan yi ba ko doon relancé du fi lu bees bon léegi coopérative yi dañu deewoon yéen lan ngeen yaakaar ni coopérative yi noonu lañu war taxawee afin que mën régler seen problème ak problème baykat yi xam nga coopérative solution bu pérenne la tey ji imaginel baykat yi nga xam ne ñoo nekkoon benn di jaay tey bu ñu bloqué woon déjà dañuy gën a am doole ndax kenn moo leen di waxal benn ñaar bi bu ñu boolee seen doole poos bu ñu demee mën nañ am ab tracteur boo xamante ne mën na jéxindoon ñëpp jéxi bi day gaaw kon donc coopérative bi solution la ma wax la nag Copéol moom maanaam maestro la ci li tubaab yi wax maestro maanaam ku ci njëkk la ndaxte moom def na ko daaw bi muy am 2500 tonnes 2500 tonnes yooyu 2500 tonnes yooyu mu am sax contractualisation la ko dugaloon. 2500 tonnes. 2500 tonnes daaw. waaw bi mu ko amee. loolu da ko dugaloon contractualisation. ñooñu bi ñu gisee prix gerte gi di yéeg bëgguñu ko jaay
Copéol ñu delloo ko valeur bi nga xam ne joxoon la xam nga tamit loolu problème la. waaw maanaam problème juridique après day taxaw. mais man sama xalaat du toll ci xalaat parce que boo ciy dugg di xalaat problème yi doo ko defar. mais xam naa ne coopérative bi solution la léegi nag aspect juridique bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko lëkk ñoom ñooy toog waxtaan pourtant am na coopérative yu nekk fii. yoo xamante ne ñu ngi fournir mais nañ jël exemple si ñooñu accompagner baykat yi gis nga solution bi ISRA la huiliers yi ak def coopérative nan la nekkee ISRA tey jii ñu ngi am rendement à l'hectare 1 tonne 170. c'est arachide. avec semence bu bees bi. waaw ay données USDA yi laa lay wax de. département américain de l'agriculture maa ngi ñëwaat ci bi mu ne loolu la ñuy am à l'hectare ren ñu ngi emblavé 1,2 million hectares. ñoo ko emblavé. Sénégal 1,2 million tonnes. hectares. ñu ngi am selon données bi ren ñu ngi am 1,4 million tonnes. ren ji bi ñu waxee 1,8 million. waaye 1,8 million amu fi sëñ Sall wuy ma. non damay kii. précision waaw d'accord ok. ma ni bi ñu waxee 1,8 million. et quelque nañu am. waaw yow nga ni selon données lan. USDA département américain de l'agriculture fii. waaw muy bind mu ne. samay données maa ngi ko jëlee ci ministre de l'agriculture bu Sénégal. waaw benn maa ngi ko jëlee ci opération économique mondiale yi. beneen bi maa ngi utiliser satellite vérifier ndax li mu wax dëgg la kon donc kii. dellusiwaatal ci chiffres yi. kii. mu ngi ne fii bind ko weex ba mu weex Sénégal 2021 mu ngi nii février Sénégal amul lu ëpp 1,4 million tonnes kon ministre bi nan la mën a joxee ñii ay chiffres ba pare am 1,826 million kii am 1,4 million xam nga déjà problème baa ngi noonu benn léegi ma delluwaat ci coopérative yi solution bu pérenne la. mais pays kii yooyu nga xam ne américain ñoo ko joxe. waaw est-ce que loolu tam nekk na loo xam ne lu am nga lu wóor loo xam ne lu taxaw la également. parce que ñun tam fii gars yi dañu joxe seen prix bon mi ngi noonu ñee tam joxe seen prix yow lan moo lay wax firndeel que américain bi ñu joxe mooy bu baax bi. non dama ne déggoo li mu wax fii nee na xanaa kii du tiiñal ab état de nee na samay données maa ngi ko jëlee ci ministre de l'agriculture Sénégal. du dëgg maa ngi ko jëlee ci FAO maa ngi ko jëlee ci PAM maa ngi ko jëlee ci SILS. waaw ba léegi yow loo tax nga wax léegi suñu ministre de l'agriculture daf ñu wax. non weesu na nax kooku si nax la ñu yàgg dëkk depuis 2 ans mu ngi ñuy nax. voilà depuis 2 ans mu ngi nax tant que répondrul de manière scientifique ak samay questions mënuma gëm li muy wax kooku man maa ko wax fii léegi nag pour dellu ci contractualisation bi. contractualisation bi futur la solution la bu pérenne ISRA foog ñu accompagner ko muy génn ay rendement de plus à l'hectare loolu moo mën a may baykat bi. xaalis ISRA moom fu mu toll actuellement ci rendement bi nga xam ne ñoo meilleur. en tout cas dégg naa benn télé en 2020 benn waay nee na fàtte naa ni mu tuddee gerte gi sax nee na boobu rendement bi baax na. mais rendement boobu baax na te rendement yi gën a baax Saalum nga koy gis ak ci sud du pays bi man loolu jaaxal na ma ndax boo demee Bawol ñu ngi ci 770 kilos à l'hectare boo Dakar fii ñu ngi ci 444 Thiès mu ngi ci 687 xam nga déjà loolu c'est problème la léegi nag il faut que ñu inclure ISRA ci biir soit état bi jox ko xaalis wala huiliers yi jox ko xaalis mu mën a dem ci ay di recherche gerte 3 tonnes 800 à l'hectare bu fekkee ne États-Unis nga dem ñu ngi ci pratiquement 5 tonnes à l'hectare ça veut dire que il faut que ñu essayer génne plus d'hectares ci plus de gerte ci benn hectare loolu moom mooy permettre béykat. mais man daaw suivre naa benn kii la benn rencontre boo xam ni. ISRA moo ko woote woon et puis on avait fait le tour des kii la. tool yi xool ay expérimentation yoo xam ni ñoo ngi koy def ci ay station bu un peu partout au Sénégal avec les anciennes fermes coloniales là. semencières. mais gars yi lu ñu waxoon laa ay lu ñu mujjoon génne. li nu mu doon génne ay genre semence yi nu mu doon génne. d'ailleurs voilà tout sax je m'en souviens am na yoo xam ne mi ngi tudd rafetal am na yoo xam ne mi ngi tudd semence teranga des trucs comme ça. waaw su ma juumul am na tur bu mel noonu. voilà non man si kii boobu laa bokkoon. on a fait le tour du Sénégal un peu les régions. fii là agroécologiques du Sénégal. mais kii bi yooyu génn la surtout xam nga bu rafet beeg xam nga kii teranga la. ñaar ñooñu la. mais ñooñu dem nañu am na boo xam ne dafay dem ba plus de 2 tonnes. mais la moo tax général yu yëpp ci Sénégal. mais est-ce que ñi nga xam ne ñoo war tam dem jënd semence boobu daal di ko kiiwaat bayaat ko mu gën kii ñoom def na affaire boobu. xam nga li nga parce que ñoom dañ doon wax laa ISRA def naa loolu mooy problème am dañuy génne ay semence yu demee nag yooyu mais kii ñëw nag daal di ko ful foofu tam problème la. déedéet xam nga tey ji état bi moo war a dem ci ñooñu wan ne leen ne lii am na fi. tey jii bi nga jël xam nga tey jii vaccin Sénégal. mais xam nañ ko parce que je me souviens Cheikh Bara Gueye do xam nga que tam nekk Diourbel laa di yëngu si affaire semence yi. non xaw ma ko ñoom ñëpp si kii bi noonu bokkoon. waaw xam nga tey jii maanaam information bi warul tëju ci cercle bu fermé. oui
état bi dafa am rôle comme tey ji dafa mel ni vaccin yi ñëwoon Sénégal ñu yemale ko palais maanaam pas parce que daf Macky Sall ak yooyu non parlé wu ma foofu mooy maanaam jëluñu info xam nga tey ji da nga gis ministre de la santé génn ci télé dem leen ñàkku ji wala dem leen defi lii wala def leen defi lii bu fekkee lenn sa njëriñ la pour sa peuple il faut que nga génn ci télé bi jox nañ la ay moyens xaalis génnal ci télé bi nga ne leen lii ak lii baax na gis nga dëkk lenn rek a koy développé sensibilisation ak information bu fekkee nit ñi mënuñu jot ci ñaar yooyu mënoo am résultat ci dëkk bi parce que dañuy nekk ay ignorant mais léegi bi am na benn problème. xam nga ñoom ñoo ngi wax ni 75 000 tonnes ak yu demee noonu la ñu joxe. léegi neen dem nañ ba defe naa 55 000 tonnes semence certifiée la. donc semence bi nga xam ne moom la ñu wax écrémé. kooku bareetul foofu am na progrès wala non. bon man côté semence yi xam nga maanaam ministre bi bon année bi gisaguma li mu génne en tout cas li mu génne ci conseil de ministre bi passé mooy que semence. pardon ñu ngi ci pratiquement su ma juumul 55 000 tonnes pour ma bañ a wax ay chiffres. certifié écrémé. xaaral ma jox mu ngi nii nee na semence bi ren waa kay semence bi ñu ngi ci 97 381 tonnes mu ne 78 870 semences certifiées et 18 511 semences écrémées. ah donc am na progrès ba donc par rapport. non man problème semence bi waxuma ko xam nga man fi may nekk. semence bu baax bi itam mooy tax tam kii tonnage bi yokku. waaw loolu d'accord naa ko. de 60% au moins. mais bu fekkee ci réalité terrain bi gisuñu gerte googu ça pose problème. alors que kon donc chiffres yi mën nañ ko contrer naka lañ dëkk bi di am 800 xaw ma 26 000 tonnes. gerte mu ngi dans le sud man am naa ay gars yoo xamante ne ñu ngi ci frontière u Gambie bi di xaar gerte gi te nee nañ ma instant bi mu ngi fay jar 475 francs xam nga tamit. même à Touba sax il paraît que gerte ga 400 francs la mais gisuñu gerte. si li ma dégg. da ngay gis chinois bu yor camion pour feccali di wër Touba conteneur di wër Touba. il paraît que sax à 400 et quelque. ma ne la gerte jeex na Sénégal kooku man maa la ko wax buñ ko bañee nañ ñëw ànd ak man ma wan leen gerte jeex na Sénégal. du fekkee dañ jël chiffre américain yi 1,4 million tonnes. waaw est-ce que loolu mën na tax nuy dëgëral dox gerte jeex na Sénégal parce que 1,4 tonnes yi américain yi joxe. xam nga bu dee le 15 février ministre bi nee na chinois yi ñu ngi ci 600 000 loolu la wax astafurlah 500 000 nga jël 500 000 mu ne fi mu nekk léegi nii capital semencier mu ngi ci pratiquement 100 000 muy 600 000. huilier wu pays bi ñu ngi ci 90 000 en tout cas il y a 15 jours déjà loolu 690 000 la kon donc normalement en tout cas techniquement Sénégal war na desal au moins 700 000 tonnes. waaw nga génne réserve personnelle yi. après nga génne li ci dëkk bi. ak semence yu gaañ yi denc seen semence. semence waaw mais loolu warul mën a yegg. ak tam le marché parallèle. waaw mais mënul yegg 700 000 tonnes. ah pourquoi pas réserve personnelle daan marché parallèle disons moom daan na nekk ay 100 000 xëy na wala. xam nga même bu fekkee gerte gi par exemple mën na ko ëpp mais réserve personnelle yi mën na am non. bon traditionnellement daan na àgg foofu des fois. ah bon même bu fekkee dafa yegg di nga tasax benn kër sax mu ne la man denc naa fi gerte waaye jaayuma ko. waaye doo gis lu mel noonu. Il y a un problème du secteur tant que bàyyi ñu manipulation de chiffres bi pour tromper le chef de l'État tant que bàyyi ministre bi bàyyiwul diffusion de fausses informations ku fi tabax dara day daanu. waaw léegi boo posé benn question manipulation du chiffres yi ngay wax yow pour tromper le chef de l'État. waaw à quelle fin la koy ministère yi par exemple def lu mu siy gagné gain bi lan la. loolu tax mu tax mu jaral leen nuy def loolu di risquer seen liggéey tout. bi nga ko mujjee wax nee na la daaw jox nañ ko 60 milliards loolu la wax. ren vooteel nañ ko 100 et quelque xaw ma 117 milliards mais bu ñu lay jox ay milliards foog nga naxee ñu ay chiffres c'est évident foog mu naxee ñu ay chiffres mais damay ñaan président de la république na jël ministre bi teg ko devant les acteurs mu toog mu expliquer ñu de manière technique et scientifique ana 1,4 million tonnes yi wala ana 1,8 million tonnes yi kii ñël naa la ci yàlla du ko mës a génne. mais ministre bi du expliquer ne que déjà. waaw li ma la expliquer nii desul 780 000 tonnes daaw. te ren instant bi ñu ngi gun ci un peu moins de 700 000 tonnes cela veut dire que Sénégal des na 1 100 000 tonnes.
bon léegi ñu revenir c'est un problème important par rapport yéen ak ñi nga xam ni ñoom ñooy borom gerte gi comme ni ma ko doon waxee sànq ñoom nañ léegi ba si li nga xam ne moom mooy coopérative yi. yaakaar na xëy na du fekkee c'est bien géré c'est pas politisé. comme on dit. mën na jur dara ndax gis nañ ya fa amoon bu njëkk ba ak fu mujj ak ay UNCAS Union nationale des coopératives agricoles du Sénégal ak politisation bi si amoon ba mujj nuy indi ay opérateurs yi taxaw. gars yi sax di mujj di dóor yat ay opérateurs yi et cetera. bon léegi par rapport ak yéen. li ma doon wax sànq question boobu laay dellusiwaat. léegi tey jii baykat bi moom xam nga moom tey jii moom. moom tam dafa yëg sa kaw. ni moom tam tey jii bayam li mu see dugg metti na il faut que ngeen jënd ko yéen du leen ko soxlaa par exemple prix ba nga xam ni. moom lañ ko bëgg a jaay. voilà te yéen war ngeen loolu yéen mën leen ko jënd parce que niroowul leen ak chinois yi. waaw léegi quelle solution bon ngeen di proposer pour ngeen mën bon jënd seen gerte. pourtant wax naa la ko sànq. déedéet loolu du loo xam ni. dafa nekk loo xam ne mën na satisfaire par exemple le producteur wala yu demee noonu. dama ne par exemple tey jaay baykat bi bu nee man su ma jaayee 300 baax na d'accord ma ñëw di jënd 300 chinois bi ñëw fay 320 man du ma am loolu laa la wax sànq. oui du loolu laa la wax. oui léegi maanaam bu fekkee 300 arrangé na baykat bi. wala d'accord sax 320 arrangé na baykat mais nañ ma bloqué le chinois parce que su chinois bi ñëwul su chinois bi ñëwee dina ko nangoo jaay. da koy enchère yi day yéeg te bu boobaa baykat bi kële lay jaay c'est normal ndax dafa bëgg plus d'argent man loolu laa wax c'est-à-dire que bu fekkee ne prix bi ñoom bu ñu bëgg wax nañ ko ñu jëndee ko loolu mais kon cela veut dire que gaañu ñu leen léegi nag bu fekkee ne nag chinois bi da nga ko teg ci wet bi day jóge ci man dem ci chinois. mais position boobu yéen ak Sonacos sax yéen si ànd moom tam position boobu moom mooy position am. loolu la. li nga wax léegi ñoom nañu jënd ba pare et cetera ñu doogay bàyyi chinois yi si excédent bi ñoom ñu doogay jënd. waaw xam nga Sonacos nag da ci tegaale. waaw léegi. doo xoolee ba si biir. affaire bi dafa mel ni dafa am politique gu état parce que tam état tam li ko arrangé mooy baykat yi bu ñu fi nekk di yuuxu di wax non suñu gerte kenn jënd ko et cetera ba pare dafa mel ni l'état laisse faire moom tam. parce que sinon comment comprendre que ñuy bàyyi les chinois ñuy dem campagne bi sax ñuy dem di jënd gerte. mais état te Macky sax doo seetee 31 kii waxoon na ko mu jëm bu génn bi. mu daal di baykat yi yéen lay jàppale et cetera bon daanu am lu ñuy defaat réforme il faut que tam ñiy jënd diwlin bi daal def ñoom tam ay réforme pour ne pas citer Sonacos et cetera ak yu demee noonu yooyu alors que bon yéen a wane ni que chinois ni ñuy def du noonu parce que excédent na wax te ñoom ñuy jëkk jox ubbi campagne bi. xam nga tamit pour chinois yi li ñu doon def baax nañ si ñaari at kenn du nekk di yuuxu man dama nekk bitim. non baaxul pour yéen mais baax na moom pour kii les producteurs. mais waxuma baaxul parce que chinois yi waruñu fi ñëw waxuma loolu dama ne chinois yi bu ñu jëndee gerte gi bu leen neexee jëndee 340 mais na leen état bi imposé benn quota boo xamante ne comme dëwlin lañ koy defee fee ñu transformé ko fii man loolu laa wax. ça veut dire que maax baykat yi ñoo ànd ci yoon juwooñu mais man état bi laa naan moom pourquoi mu yóbbu matière bi. nee nañ bu ñu demee Chine dëwlin lañ koy def mais nañ jël benn quota par exemple ñaata lay yóbbu 500000 tonnes mu ne ko 250000 yi foog nga def ko dëwlin si dëkk bi ndax sama waa dëkk liggéey loolu laa wax et loolu c'est simple yaa ngi dégg léegi nag boo xoolee par exemple politique état bi ministre de l'agriculture. il paraît que ñoom ñoo ngi fi ubbi sax benn huilerie ak Kaolack def na. wax naa ko keroog sama gars yi nee naa ko loolu bés bu ñu ko ubbee ñun nañ jaay suñu machine ferraille te dem. pourquoi yéen day ragal concurrence yéen tamit de. non ragaluñu concurrence xam nga lan mooy problème bi. oui bu fekkee am nga pouvoir d'achat. mën nga jënd ak prix bu fort ba pare nanguwoo ko bokk ak ñi ci dëkk bi mais ñun bu boobaa à la fois bu boobaa dootuñu mën a yuuxu xam nga lu tax parce que comme dañ doon kaas transformation léegi ñu ngi transformé ci dëkk bi kon donc dootuñu kaas man de dootuma bokk ci ñiy kaas. waaw pour le principe moom. waaw pour le principe dootuma bokk ci ñiy kaas. kon donc moo tax ma ne bu boobaa gars yi mën nañ jël machine yi dem jaay ko feera. waaw taakaaru leen yéen en tant que par exemple des Sénégalais temps boobu comme état ni muy subventionné ay semences des trucs comme ça est-ce que moom te mënuñu ñëw jàppale leen parce que état moom dafa d'accord comme ni muy jàppale Sonacos jàppale loo xam ne si biir réew mi la te kooku yoon la. ñun état jàppale guñu xam nga monsieur Sall président de la République Macky dafa waat ci constitution bi ne dina défendre Sénégal ak intérêt sénégalais yi bii passé xeex yi bi mu amee 3 jours la ñu yàq intérêt français yi waa France woote ñu dakkal affaire bi ñun 2 ans ñu ngi ñuy yàqal te amuñu ko ñu jooyal. waaw mais mënu ma dégg ni ni Rajat kooku. état bi moom moo leen dimbali si yu bare ak yu demee noonu yooyu. ba nu mën installer ak seen ay matériel les presses huiles des trucs comme ça ba nu mën. waaw dégg naa nag ay jamono am na luñ sa def waaw Ablaye Wade wala monsieur Sall dugal na fa ay machine mais nag man sama bopp laay wax samay machine yëpp maa ko jëndee sama xaalisu bopp.
waaw mais yaa ngi bokk ci un groupe waaw maa ngi bokk ci groupe mais entre ñi ma ci gis ñu bëri. seen machine ñoo ko jëndal seen xaalis. waxuma nag parce que am na machine yu ñu fa tuddee ay machine u Ablaye Wade ak machine u Macky Sall kon cela veut dire que ñoom am na lu ñu def ci loolu kon donc loolu du ma ko nier mais simplement li ma mën a wax majeure partie ñi ma ci gis ak ñi ma ci xam ñooñu seen machine ñoom ñoo ko jëndal seen bopp. léegi nag ministre bi moom tant que mu ngi fi ak chiffre mi te Sonacos du dox secteur bi filière bi du dox ndax ministre bi xam nga dama lay wax benn. mais xam nga da nga am habitude dox ministre bi est-ce que yow da nga yaakaar ne affaire ministre wala affaire système la. xam nga tey équipe bu doxul. équipe football bu doxul. waaw mais système am na si loo xam ne tam moom mooy. tax gaa ñu jaar foofu moom mooy système bi parce que moom moo ne tant que mu ngi fi capital semencier rek la lijjanti bu boobaa ñun dee nañ moom mooy système bi moo créé système bi c'est-à-dire que xam nga tey Fada boo ko déggee ci télé yi da ngay dégg même chinois yi du wax chinois yi gan yi lay wax bu fekkee gan yi gan nga leen di tuddee kon ki yónni gan yi pour ñu jël gerte Sénégal noo leen war a tuddee te pourtant xam na ne ministre de l'agriculture moo ko teree liggéey mais Fada du wax xam nga lu tax du wax. parce que Fada bokkul APR allié la ministre bi dina def le tout pour que allié du réussir ci kaw li nga xam ne moom la commandé. comme c'est l'aspect politique. loolu c'est politique moom xam na ko. ma ne loolu moom xam na ko tant que Fada mu ngi fi wala lenn Fada jël carte APR léegi gerte gi am solution. waaw mais Fada du réussir mais le ministre moo réussir parce que quand même moo nekk ci kawam. waa léegi naka nga mën a comprendre nga yor société état yow nga bokk ci ñi jiite société boobu maanaam ministre de l'agriculture. nga nangu daaw Sonacos liggéeyul ren du liggéey wax ma ko na ma ko kenn expliquer loolu mënta ne en tout cas man bu ma yoroon état je vais privilégier la Sonacos même bu fekkee ne damay xañ privé yi sax dinaa privilégier la Sonacos. allo. waaw Baye Makhtar. waaw kooku la. man ak Cheikh waaw. waaw kii boobu laa leen di dëggalal comme jiw woowu ñuy wax. waaw. nga jiwu certifié. waaw. loolu moom ñun béykat yi si boppam dañ koo gisagul. mooy jiw bu baax bi. waaw waa jiwu baax woowu moom ñun wuruñu si gaar bu ndaw ku la gis nañ ko dañuy wax rek waaye gisuñu. boo ñëwee jiw bi ngeen jox bon yéen baaxul bon. déedéet ñun gaar bu ndaw rek la ñuy jënd jiwu foofu la jiw bi weesu ñu moomu jiwu yeneen jiwu nekk bi certifié dañuy wax rek ni amul gis nga opérateur yi naa moom la ñuy jox di leen ko bayloo. waaw ñoom kenn du leen ci jox certifié ndax ISRA boobu ñuy wax sax boo fa demoon bi ne pour nga am fa jiwu mënoo ko fa am. non Issa Ga moom jaayul jiw moom kañ suuf si la amee rek. waaw ku bëgg ñu jox la nga daal di. léegi nag ñoom daal ñun agri di leen jaayloo jiw nii di leen di wutloo jiw certifié mais daaw jéeg président de la République taxaw na Saloum mu def na ci 5 milliards. mais ñun yëpp man daal fi mu ne ren jii dafa am koo xam ne bi ma ko woo wax ko ne man li ministre bi wax ci ñu ñor na damaa jaaxal dama ne yéen da ngeen a wumpale yéen da ngeen a génn yéen la ñuy waxal waaye waxuñu yéen waaye bitim réew la ñuy waxal. man nag loolu gëm naa ko ndax fi mu ne gis nga man sama mag bii ma lay wax. 7 hectares bay na ko mais 25 sacs la am 25 sacs 7 hectares kon xam nga foofu bu ne la bawal fi mu ne nii daanaka hectare bi rek gis naa koo xamante ne joxal nañ ko hectare ak genn wàll wallaay laa siin benn saako ak genn wàll la am nga xam ne gerte gi ren gànt buñ gànt bawal. bu la ko nit dee wax sax yow doo ko mën a gëm ci demoo kon état moom wax dëgg yàlla dañ koy riiral rek ndax chiffres yi ñu koy jox chiffres yi nga xamante ni moom lañ koy jox ci lim joxe jiw amul chiffres yi ñu koy jox ni ko moo ñor amul certificat dañ ko wax amul kenn gisu ko kon nag amul ndax mënoo di bay yow ba nga juddoo ba fi mu ne te benn gerte boo xam ne mos nañ laa gam-gam le ne leen lii ñaari jiw yu wute la amul man mos na maa yem ci benn opérateur boo xamante ni kere dafa aj ay buntam puudar ko ba mu weex tàll ma ne ko lii lan la mën ma mooy gerte certifié ma ne kon dimbali ma may ma ci ma xool ko ndax ma xam ko kere woon nayraasin bi ma ci joxee benn doom buñ ci mën a yi ndax wax nga amul nes tuuti fi ma toog ci garab gi lañ ñu ko war a vérifier si jóge ci deer bi ñëw di ko seet si bi ma àndee ñoom dafa dugg ci biir kër gi génn ñoo ne taalaat seenu 4x4 dem ñibbi xam nga loolu nag tey bu la nee loolu lañ tuddee certifié du certifié gis naa ci ñoo xam ne dañoo gañe marché jiwu sëb marché occasion bi lañ jëndee sëb ñu weex ñoo xam ne kenn bëgg ko xonk sax mënu ko bim saako yi marché dafa ñëw foofu àbb fa benn magasin comme turu opérateur yi mu doon ni moo gañe loolu la dem tampo ay saakoom ba mu rafet ñu ñëw sotti fatti saako yi mu jënde woon marché sotti ko sa saako yooyee daal di koy sëf jëm Saalum li bëri ji ko
yooyu yëpp ñun dañ koo xam di ko dund ak ñoom mais nag dëgg ñoom li ñuy def moom da leen a neex kenn mënu leen cee génne boo leen koy wax itam duñ ko nangu duñ ko gëm ndax man am na kon ma booleel fii benn émission xam nga ko jógee ministère agriculture taxaw naa benn hectare Sénégal mën naa génne 1,2 tonnes xam nga ni kooku wax dëgg yàlla te ni ministère agriculture la jógee loolu rafetul te tegu ko ci benn xam-xam te moo tax nga xam ni ñoom dañuy fo rek wala ñuy tàmbali di wax rek ñu nag jàll moom maa ngi koy wax ni ko ñun Touba ji leen dëkk Bombaale gi ñuy bayee ji 17 kilomètres la aw nit a nga fa ñoo xamante ni wallaay laa siin su ànd nag man ba dem dinaa leen woon ay jàmbaar la yoo xam ne ku leen joxu jiw dinañ ko bay suñ ko dee bay dem ne digéen ñoom prix bu baax la ngay digéen ñoom bis bu noppee lépp loo xamante ni jamono yu gerte gi ñore ñu ngi koy jënd foofa dinaa ko jënd ci yow bu boobaa dinañ la bayal bu noppee ngir ñëw mën nga faa bañ a jug ba gerte ga noppi su noppee nga ñëw peese jël sa gerte ga waaye man mbooleem baykat yi fi mu ne li ma leen di wax mooy bu leen wax ak kenn benn prix te du gerte gi dafa ñor bu ñoree nag lépp lu gerte jar bu boobaa nga jaay ko ko lam la joxal boo ko dee fay nga fay ko ko la sa def nga jaay ko ko mu jox la sa xaaj nga dem ko nga dem waaye yëf yi moom il faut ñuy liggéeyee moom dina soppi ko moom ay jàmbaara yi ci àll bi bëgg a liggéey amuñu luñ liggéey yéen itam ci gerte gi ngeen di liggéey nan jàppalante ku ne mën a dem waaye gouvernement bi moom ba bu ay mbiram moom ñu teg ko fee du lenn ñoo xam ne ñun ñi ci àll bi mën nañ cee jëriñ jërëjëf ñoo ngi leen di jégglu nag bu baax ci temps bi ñu jël. jërëjëf Cheikh juróom-ñetti waxtu teg na fukk minute ak ñeent may fàttali mbokki auditeurs yi tey jii suñu gan moom mooy Alpha Diallo moom huilier la ba pare nekk si groupement agro industriel bu Touba ñu koy wax Rasiat léegi duñ dellusiwaatee si mbir mi Cheikh def naa léegi li ñu des mi ngi bugg jeex puisque léegi ñoo ngi woon si gouvernement xanaa dañ ko wax nag bon seen. tawat pour mu dem jàpp si mu mel na dégg nga ni dañ leen di jàppale lu tax pessimisme boobu ngeen am ko par rapport ak gouvernement bi te pourtant daf la war jàppale de surtout jamono ji nga xam ne gars yi neen man de mooy dañuy changer politique. man bitim réew laa jóge ñëw yaakaar liggéey fii 2 ans ngi nii liggéeyuma xam nga loolu dafa doy waar te pourtant doxandéem bu ñëwee investir fii moom la ñuy gën a protéger que man bi ma demee APEX di defar sama business plan dama promettroon APEX si 3 ans yii di ñëw dinaa investir 956 millions de francs CFA xam nga ci ñaata laa tolloogum ci 28. 28 waaw. c'est-à-dire donc yow mënu koo investir xaalis bi nga kii woon. mais su ma jëndee ay machine lu ma koy doyee aw ma gerte. man loolu laa promettre état bi mu jël ay subventions wu Sénégalais yi ne ma bu léegi nag doo fay douane dugalal machine yi kon cela veut dire que man sama alal mu ngi boo lëkkaloo xaalisu Sénégalais yi ma tëral ko fee mu tëdd di nelaw na ma nit expliquer et 154 lañ biir Touba. c'est-à-dire que man damay wax gis nga président bi Macky Sall bés bu amoon temps ba ñëw incognito li tubaab incognito maanaam làqatu ba kenn du ko xam mu ñëw bés bu ñu ko wanee si chaîne de valeur bi ne Touba gis nga bu fa génnee dina ne bu kenn génneeti gerte Sénégal kooku man maa la ko. chaîne de valeur boobu lan la bi nekk Touba. ñii di defar dëwlin bi kii di raxas bidon. ñii defar dëwlin Rasiat nga. waaw Rasiat laa bëgg a wax. femme bii di raxas bidon bi kii di yëgal ràkkal bi. kii di wàcc ràkkal bi kii di yéegal bidon bi kii di wàcc bidon borom oto bi kii di jaay lekk sax si buntu usine bi. femmes yi xool ak yooyu yëpp ak tout ça. gis nga loolu c'est-à-dire que loolu noonu yëpp moo daanu parce que jël nañ gerte gi yóbbu ko Chine sama bopp. moo donc seen boobu yëpp ñoom tey jàppatuñ dara ndax yéen nañ daan liggéeyal. jàppatul dara man sama usine presque dama lay wax chaque semaine daan naa fay presque 1 million salaire chaque semaine tous les jeudis laa doon fay mënatu. sama usine maa ngi koy fayal location te génnewul ñaar dërëm waaw loolu fa laa koy jooyee. xanaa si président. parce que ñaan ngeen président pour mu def naa point de presse wax naa ko mais xam naa temps yi tension yi amoon ci dëkk bi moo tax déggoon nañ ma mais defuñu dara mais dama koy dolli di ñaanaat gis nga bu deful dara ba at bi jeex déggal ba mois de mars bi jeex dañuy tëjaat jëmale déwén. et gis naa ñu bëri Touba ñoo xamante ne duñu mën a résister fan yi am na koo xamante ne daf ma bëgg a jaay usine am ay machine am parce que moom dafa bëgg a dem defi import export parce que moo gën a yomb dem jëli ji ñëw teg jaay looloo gën a dox Sénégal mais loolu nan ban dëkk moo mën a développer ci affaire boobu. déedéet amul développé léegi nag nga jël Sénat teg ko fi ne moom mooy fixer prix bi Sénat boo xamante ne 2 ans ngi nii seen mandat jeex na wax nañ ko ministre de l'agriculture wax nañ ko président Sénat kenn faalewuñ ay màgget yoo xamante ne xoobidaas yoo xamante ne ëppal nañ 60 ans ñooy dem toog foofu di fixer prix gerte gi
ba pare Sonacos West African Oil huiliers yi ak opérateurs yi ñi nga xam ne ni ñoom ñooy jëndaat gerte gi ñooy dem wax li gerte gi di jar ba pare génn taxawaat ci kanam jënd ko. waaw mais man nag bu ma jaaxal parce que man yow léegi li nga wax nii la nga di xaw ma ay màggal yu am passe 60 ans ñooy tax foofu di fixer prix mais prix gerte gi kat la plupart du temps ñan la ñuy wax ñoom ñooy imposer foofu mooy huiliers yi. waaw loolu conflit d'intérêt la moo tax du ñu jubóox baykat yi loolu laa la bëgg a wax maanaam mënoo di jënd gerte gi ba pare dem di ko fixer prix bi man de su ma ci bokkoon dinaa ne gerte gi 150 lay jar man su ma ci bokkoon. loolu conflit d'intérêt ñiy fixer prix yi mooy baykat yi dañ leen war a boole ci fixation waxuma la baykatu dimanche yi. baykat yi boole leen waxuma yu dimanche yi de. non CCPA laa wax. le kii la le cadre de concertation des producteurs d'arachide la. d'accord léegi maanaam bu ñu leen si boole huiliers yi lu ñu fay def. ñoom ñoo war a ñoom Sidou Ba yooyu ngay dégg si loolu bokk ñooñu. d'accord léegi mais en même temps dañ nekk tam producteur. waaw léegi ñi di jënd gerte di ko jaayaat ñooñu lu ñu fay def. ñooñu amuñu fa dara duñ fay def huiliers yi lu ñu fay def parce que loolu tubaab da ko tuddee conflit d'intérêt parce que tey jii mënuma bokk si defar téléphone bi ba pare war a génn bokk si ñi jënd téléphone bi man de su ma ci bokkoon dinaa def le tout téléphone bi du jar lu seer. mais lu tax les producteurs donc ñoom duñu créer seen structure bopp boo xam ni état bi dañ leen di wuyu ñu wax suñu prix ngi nii. waaw xam nga jàkkaarloog li nga xam ne nag mooy yéen huiliers yi pour wax leen ñu lii nuy jaayee et cetera. xam nga loolu nekk loolu yomb defe naa. waaw léegi loolu producteurs yi ñoo ko war a mën a dox pour am légitimité. parce que il faut ñu reconnaître la ndax Segna moom defe naa ministre de l'agriculture la bokk. lu dëgg léegi légitimité boobu pour nga am ko pour mën a fixer prix ma wax la fixer prix moom ku nekkul ci. proposer prix quoi. maanaam kuy fixer prix dafa war a bokk ci ñii di bàyyi gerte gi xam ñaata la ci def ak ñaata nit ak lan la ci sonn war a door a fixer gerte waaye kuy dem gerte sa kuy dem tool chaque dimanche wala war a jënd gerte gi après non kooku mënul wax ci prix boo xamante ne day arranger baykat waaw loolu leer na. léegi nag en quelque sorte ak li nu wax ak li nu kii sànq ba léegi situation bi donc dafa nekk benn statu quo boo xam ni mënul jëm kanam mënul dellu gannaaw. wax kay maanaam mu mel ne sax dafa gën sax di compliqué. moom déggoo li ma la xam nga tey ji man lii secteur bi lii rek laa ko fi gis ni muy doxee man France dama yor sama activité bopp imaginez tey ji boo demee France di ut liggéey moo Sénégal dañ signé ay accord si lu ñu tuddee ay métiers à tension ça veut dire que tey ji su may ut benn liggéey ak beneen doxandéem bu dul français sénégalais bi la ñuy jiital mais su may xëccoo ak français bi la ñuy jox c'est normal dëkkam la nekk ndax bu jëlee xaalisam bi dëkkam la koy bàyyi man su ma jëlee xaalis bi leneen lu si bëri dama koy indi Sénégal mais loolu ban racisme moo ci am racisme amu ci je protège sama waa dëkk ak sama économie dëkk. man loolu laay demander le président de la République Macky Sall pour que mu protéger l'économie nationale ça fait 2 ans bientôt que secteur bi travaille pas lii ba kañ. Sonacos am na 1500 emplois Copéol xaw ma ko CIT xaw ma ko ñun bassin arachidier bi ñun ñuy yëngu ci transformation locale ñu ngi ci 4271 mais. ñooñu nag seen affaire dafa métti résoudre de parce que moom affaire bi li tax métti résoudre yaa ma ko gën xam. affaire gars yi daal nañ ñu chinois ñoom ñooy jënd. déedéet te ñooy jox tam prix bu rëy. maa ngi delluwaat foofu solution baa ngi noonu. ah non man wax non dama ne gars yi noonu ñoom loolu ñu gis. solution baa ngi noonu déggoo li ma la wax xam nga dama ne la décret de loi bu ne secteur bi ci dëkk bi 400 000 tonnes la soxla. nañu ne par exemple 300 francs arrangé na la baykat bi nañu assurer 300 000 tonnes yi pour secteur bi chinois yi ñëw leen li ci des jaay leen ko Chinois yi 400 bu leen neexee mais chinois yi balaa ngeen di yóbbu gerte googu. wala 1000 francs du leen neexee. waaw léegi balaa ngeen di yóbbu gerte googu transformer leen ko ci biir dëkk bi léegi bu boobaa dëkk bi day am liggéey man ñi doon dawal sama usine. kenn ki léegi mu ngi marché. waaw mais li nga wax léegi est-ce que taxul chinois yi di créer ñu wax dañuy taxawal benn huilerie bu bees fee derrière Kaolack. déedéet te yéen loolu dañ ko contre déjà. loolu non man contre ma ko loolu stratégie la xam nga lu tax parce que dañu gis ne affaire bi dafa bëri problème wax bi léegi comme dëwlin lañ koy soxlaa seen dëkk te état Sénégal jëlul protocole bi wañ seen loxo ne leen def leen ko dëwlin ñoom ñu ñëw léegi bu ndax bu nekkee dëwlin léegi ci dëkk bi bu boobaa dañuy créer emploi direct mënatoo casse contre ñoom. léegi bu boobaa man damay fay ndax moom am na xaalis ma fàttali la ñoom. état central bi Chine moo leen di jox xaalis ne dem leen ci dëkk yi ngeen jëli lu ñu dundee parce que quand même c'est 20% de la population mondiale. dafa naa am na kenn koo xam ne muy nekk si ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum mbokk mi allo. waaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fa woote. Malick laa tudd sant Sall nekk Italie. Italie Malick ñoo ngi lay déglu. waaw sëñ Matar ñoo ngi lay nuyu bu baax. ñoo ngi lay delloo nuyu Malick. di nuyu Diallo moomu. waaw maa lay fay. waaw. Diallo loolu Diallo di wax noonu ci njëgu gerte gi. wax nañ ne Seydi Hadji Malick Sy daf ko waxoon ca jamonoy tubaab ya. dañu ñëwoon ne ko baykat yi daal bu ñu jaayee seen gerte rek dañuy yàq xaalis bi ci saasa. mu ne leen dañ koo jaayagul.
baykat yi jaayaguñu seen gerte te loolu ba nëga ni moo am comme noonu mu ko waxee. yow nan la nit di liggéey ab liggéeyam ba pare yow yaa koy fixer le prix lii la ñuy jënd gerte gi ci gerte rek la am amul ci leneen. xam nga li mu wax ne moom bu fa nekkoon fanweer lay wax na dëgg c'est parce que moom bu paree moom moo koy dem jëndaat ko te ñii fi taxaw loolu mu wax noonu ni juróom-ñaar fukki at ak ëpp nag juróom-benn fukki at boo gisee même produit produire lañ tudd xaw ma nuñ tudd ñuy jënd gerte gi yor camion yi. ku ci nekk am nga juróom-ñetti fukki at ñoom rek ñooy sol ay sabadoor yenn kanam yi rek ngay gis at mu jot ñooy fixé prix ñooy jëndaat gerte gi te dañ koy jënd ci marché noir bi dem moom daal mu ngi noonu jaayeguñ daal gerte gi jërëjëf. jërëjëf sëñ bi Malick Sall sa Italie ci sa intervention boo léegi mën nga ko yow Malick mi lay dimbali sax. non man ñëppay ànd ak man parce que xam nga lu tax gis nga dëgg ku ko dégg rek day xam ne dëgg la gis nga ministre bi bés bu changé woon amélioré lu ma wax sax changé amélioré protocole bi chinois bi na ñëw jëndee 300 400 mais à condition que système bi secteur bi ñu ravitaillé ko mais mu ne chinois bi gis nga pour bañ ay tension ci dëkk bi da ngay yóbbu 500 000 tonnes 250 000 tonnes yi def ko dëwlin ci biir dëkk bi da nga soxla dëwlin bi sa dëkk mën naa la ko defaral te ñun 250 000 ëpp na sax si ñun rasial ba mu daj 100 000 tonnes lay triturer ci at bi déjà kon bu jëloon 100 000 tonnes rek problème mu rasial réglé wu na nga jëlaat beneen tonnage ñi nga xam ne dañuy def téga dégé wala ñi nga xam ne dañuy def beneen affaire problème bi réglé mais li ci des chinois yi dañ koy yóbbu tranquillement problème du am léegi nag chinois yi dañ nekk di anticiper problème bi xam nañ ne 2 ans yi tar na trop ci ñoom léegi qu'est-ce qu'ils vont faire yow foo ma wax léegi xaw ma ban koñ man dégg naa Pout fii am nañ dégg naa gannaaw Touba ñu ngi fa waxi nañ fa ngandam terrain di ko commencé def. beneen yeneen huile mooy bi nekk si Sine Saloum kooku sax moom liggéey bi amoon Sénégal man Pout laa dégg ay Sénégalais sax nañ ko jox Pout benn waay bu bokk si ñun nee na ma man dem naa ba gis implantation bi keneen ki nee na ma Touba ci ginnaaw foofu def nañ ba implanté bi xam nga ñu ngi changé stratégie te man bés bu ñu monté loolu du ma bokk si ñuy xeex ne sinon warul am gerte de parce que da koy transformé ci dëkk bi ndax man transformation laay xeex man ce que je me bats aujourd'hui mooy que état bi protéger suñuy investissement am na ci dëkk bi boo yu valeureux boo yu bëgg a liggéey sànq maa ngi lay wax gis nga ñett ñi yoroon samay machine xam nga kenn ki fan la nekk mu ngi marché Ocass di jaay mbuus léegi xam nga keneen ki fu mu nekk mu ngi Dakar fii Patte d'Oie di raxas oto keneen ki mu ngi Colobane di ñëw xam nga léegi kon donc ministre bi créé na li ñuy wax exode rural problème bi kan moo ko war a régler ngir yàlla président de la république na gëstu c'est le moment de le faire sama cri du cœur voilà. ah doy na waat yaakaar naa xëy na président mi ngi dégg sa ay wax mi ngi noonu nag moom problème gerte moom moo demee noonu dafa compliqué te dafa mel ne chaque année rek dafay am beneen bu bees boo xam ne mooy fulaat am na benn année boo xam ne exportateurs yi ñoo taxawoon di wax ne ñu dindi kii bi. xam nga ñooñu ñu dindi ko benn at delloowaatan. xam nga ñooñu ay lobby la rek ay waaju COPEGA googu moo ko jiite. waaw mais li ñuy def ñoom tamit dañuy liggéey ñoom xam nga bokk leen ñoom exportateur nañu ko ah. déedéet waaw mais kooku seen. maa ngi ñëw. daal leen nangu ñoom tamit seen liggéey xanaa ñoom tamit nu kaas yi. maa ngi ñëw xam nga moom dafa ñëw ne la c'est un mal nécessaire l'exportation man boo ko waxee mën naa ko d'accord sax waaye ñu teg ci ñaari at nga ne am naa usine dëwlin léegi wax naa chinois yi ñu transformer gerte gi ci dëkk bi ma liggéeyloo ay nit mu dem bu boobaa laay gëm mal nécessaire bi nga doon wax transformer ko en action benn. yow yaakaaroon loolu c'est évolution la yow nga doon exporter jékki nga bëgg bi léegi sa usine fii muy transformer kooku. non loolu laa wax évolution la. mais dama ne la moom deful loolu. moom depuis bi ma ko xamee ba léegi danaan mal nécessaire la te musul def usine si dëkk bi usine dëwlin benn deuxièmement waxuma exportateurs yi bu ñu exporté Sénégal rek ngay gis nga jóge secteur primaire tëb secteur secondaire dem secteur tertiaire directement te richesse bi yépp ngi ci secteur secondaire mooy maanaam la transformation gars yi di yii di exporté ci dëkk bi dañu war a mën a exporter simplement bu fekkee ne commencé nañ transformer jël le produit exportable ñun ñaar ñëpp mën nañ bokk deg ci benn équilibre mais man maa ko ëpp valeur ajoutée bi may def xoolal daaw ministre bi nee na 111 milliards 500 millions dugg na ci poste baykat yi déglu loolu la wax loolu noonu bu ñu ko transformé woon ci dëkk bi ci calcul yu précis yu ma def du lu ma tâtonné. nee na ren ñu gën tuuti 600 et quelques milliards dañu dugg. waaw kooku day caaxaan 650 et quelques milliards. léegi maanaam 111 milliards yooyu bu ñu ko defoon dëwlin rek ci dëkk bi xam nga ñaata valeur ajoutée la 230 milliards. non astafurlah 120 milliards chiffre d'affaires 230 milliards léegi nag imaginel 230 milliards ñu tegal la 230 milliards nga tànn 111 milliards ne moom moo gën. sa calcul loolu la jox yow.
waaye jox ma déedéet dama ne la gerte gi 111 milliards yooyu bu ñu ko transformé woon ci dëkk bi. jaay ko dëwlin jaay ràkkal. bien sûr 230 milliards lay doon. ça va doubler au moins. waaw léegi maanaam baykat bi bu boobaa dina jël 111 milliards am mu des 120 milliards ñun ñu xëccoo ko suñu biir bu boobaa secteur bi ravitaillé wu. mais puis man sànq li nga doon wax également si même le kii là OMC. OMC. mais OMC wañu loxo nit ñi de si ay yenn produits yi wax leen non il faut que la concurrence am non. un jour maa ngi déglu benn expert c'est un Sénégalais sax boo xam ne boo doon wax ni. mu ni non pourquoi l'état bu Sénégal c'était en matière avicole ci poulet yi. mu ni OMC permettre na état yi du fekkee ne am na un secteur sensible boo xam ne daf leen di indi lu bari te ñu bari tam di fa tirer seen gain ci dëkk boobu ci biir réew moomu mu ni permettre na pays boobu protéger ce produit sensible là contre ñi nga xam ne ñooy l'extérieur kooku dañ ko maye. loolu. amul libre échange loolu la maanaam daa am secteur yu sensible par exemple. ah oui te tubaab yi dañ koy def ñoom ka fa woon ko sax. ana Amérique maa ngi lay fàttali bi ñëw loolu la njëkk taxaw def. léegi dama lay jox benn affaire léegi bu Chine décroché il y a même pas 3 semaines Chine dafa tëjoon beaucoup de secteurs am pour que européens yi bañ fa dugg fan yi mu bëgg a dugg ci énergie solaire en Europe européens yi ne ko da ngay ubbi fee ñu ubbi fii. effectivement. mais léegi la moo tax ñooñu di ko def ñun mënuñu ko def. te du chantage. non du chantage jox ma jox la. mais du ma rey sama waa dëkk di dundal sa waa dëkk. effectivement voilà. président Amérique bi lu dàq bi mu accès loolu njëkk moom commencé di wax. waaw moom daal protectionnisme la mës a def. fii gañe woon fii bon léegi ubbi leen affaire yi wala yéen am leen lu ngeen def nu seet naka nuy def mais kenn dootul toog rek ngeen di ñëw di lekk sama dëkk et puis man tam du ma lekk feneen. xam nga Chine. bés bu ñu ko defee da koy nangu xam nga lu tax Chine dafa amul lu mu dundee Chine xam nga ñaata surface de sol arable la am 10%. non mënul dundal ñëpp rek benn yoon mu jeex. mënul dundal ñëpp mooy maanaam léegi boo ko imposer loolu da koy jël parce que foog mu dundal. waa dëkk ils sont obligés génn dem wuti. léegi nag yow lan ngay ragal mais tant que yaa ngi jël nag seen vaccin yi gratuit yi di nangu seen estatu 30 milliards yi non du neex nga wañ seen loxo. waaw mais nag dafa laaj audace et j'espère que audace boobu benn jour dinañ si yegg et jour boobu ma yaakaar ni du déwén du gannaaw déwén immédiatement la. Président de la République il faut que mu sauver la chaîne de valeur parce que ñun rek ñoo mën a créer valeur te li may wax ni génnuma ci baykat bi laa tàmbalee dooru ñëw ci man baykat bi dafa war a am lu valeureux ci xaalisam ñun ñu topp ci transformer loolu pour que dëkk bi diwlinu gerte mooy deuxième huile bi gën a baax ci àdduna bi boo demee dëkk yëpp moom la ñuy xëccoo yow nga jël ko fi yóbbu ko indi diwlin bu bon bi nga xam ne huile gras saturé 50% la am dëkk waa dëkk bi dem AVC ah ben non. waaw kooku moom encore beneen domaine la voilà un peu. c'est alarmant. voilà ce dernier mot léegi def naa émission bi jeex na une minute moo si des. voilà donc ma lay remercier aussi si invitation bi ndaxte permettre nga ñu gën ñu déggaan ndaxte quand même problème yi fi amoon fan yi taxoon na ñu xawoon fay tuuti parce que problème yi fi amoon dafa ëppoon doole beneen problème. et aussi ñuy wax souvent gars yi suñu ginnaaw wala ñi ñu jiite geesu xool suñu secteur bi ndax suñu secteur bi am na importance ANSD chiffré woon nañu 22 milliards de chiffre d'affaires ci 3 mois ñuy participer ci PIB bi 0,1% tous les 3 mois yaakaar naa ne nag lu toll noonu waroo ko jël di ko yàq. pour waaw commercialisation bi fi mu nekk jeex na wala jeexul wala gars yi le 25 la en tout cas officiellement lay jeex mais jeex na tak ndax gerte amatul Sénégal. ah gerte amatul. déedéet. bon d'accord maa ko may ministre bi. voilà merci beaucoup Alpha Diallo mooy fàttali huile nga et puis membre nga également si Rajat ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk Touba groupement agro industriel bi nekk foofu di nal dewlin et cetera toog nee na ñaari at yoo xam ne léegi mënatuñu liggéey parce que gisatuñu gerte te gars yi ñoo ngi wax gerte gi moom léegi sax na àgg 2 millions ñoom nag loolu daal nanguwul daal gëm mbir moom. di gërëm ñi nga xam ne intervenir si nañ si émission bi également tam ñi nga xam ni mooy suñu auditeurs yi doon déglu. Alassane Wade moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waaye ñu leen jox dox daje beneen àll bi incha allah jërëjëf.